asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan ci seen émission bu mag bii di arène sénégalaise altine bu jot la miin ngeen waxtu wi man ak El Hadji Ngagne ñu ciy feggoo donc saa su nekk ngir waxtaanee làmb di dalali tamit ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu làmb tey nag bu ngeen ma gisee damaa tendance Pa Ngagne parce que tey damaa ñëw rek def sama ñetti xob li tax nag ma tendance Pa Ngagne tey def sama ñetti xob pour wan ko ni rek du moom ñetti abdou yi mais leneen li nga xam ne moo tax tamit ma def nii mooy booy dalal ndaanaan da ngay ndaanaanoo. da ngay firi. waaw booy dalal ndaanaan da ngay def yëfu ndaanaan. firi nga loxo yi. moo tax tey mu firi ko bu ma neexee daal di koy lem parce que ki may dalal moo toll noonu moo tax tey jii ma daal di def yëfu ndaanaan El Hadji Ngagne di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi mais également di nuyu ñi nga xam ni mooy suñu mbokku internet yi nga xam ne dañuy seetaan rek émission bi ci Facebook ñeneen ñi di ko jàpp ci li nga xam ni moo di YouTube pour mën a dabuwaat émission bi muy émission bu nga xam ne pratiquement booy xool ci support yi ëpp ay vues ci la bokk ndax qualité émission bi moo toll noonu ndax El Hadji Ngagne fu mu feggoo ak El Hadji Malick Thiandoum ñu dalal ay ndaanaan waxtaan la bu nga xam ni dinañ ci jëlee xam-xam ndax li nga xam ni moom moo ñu tax a jóg mooy waxtaan ku ne tànn la nga xam ni moom moo lay jëriñ tey jii nag dañuy dugg rek ci li nga xam ni mooy tolluwaayu bés bi tolluwaayu làmb yi tamit ndax ku nekk xam na ni saison bi ba fi ñuy wax ak yéen ubbeegul te mois de janvier bi daanaka moom kenn xalaatu cee bëre ndax jeex na ba pare waaye tamit ñu remarqué ni jamono jii ñu toll jàngoro ji mi ngi wéy di law di wéy di faat ay bakkan nombre de cas yi mi ngi yokk boo gisee mu yokkit nombre de tests yi yokk na mais nombre de cas graves yi moom moo jaaxal ñi nga xam ni moo di docteurs yi parce que ñi nekk Sowétas bu ñu baree mbir mi dina dem ba dépasser ñi nga xam ni ñooy faj parce que nombre de lits ak masque yi nga xam ni mooy assisté kii nooyi yooyu dafay raar te loolu dafay dem ba indi ay jéeya ci li nga xam ni moo di feebar bi bërki Dembo Njaay la ñu atteindre lu nga xam ni musuñu ko atteindre muy fukki nit ak ñett ñu ñàkk seen bakkan ci benn bés démb juróom benn ñàkk nañu seen bakkan tey jii tamit li ci ñàkk seen bakkan bari na loolu di wane ni jàngoro ji mi ngi fi kon nañu gën di fagaru ndax fagaru moo gën faju fagaru yi tamit moo gën faatu El Hadji Ngagne mbir mi du ay caaxaan amaana communication bi dem na ba nit ñi di jiixi jaaxa waaye li wér te wóor te constant moo di ni jàngoro ji mi ngi fi mi ngi faagaagal mi ngi faat kon nag nañu moytu tubaarkàlla El Hadji Malick maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel ci émission bi niñ koy diriger c'est important wax nga dëgg bu ñu jàkkaarloo di waxtaan ci làmb war na xóot ndax làmb histoire la waaye fi nga ubbee tey muy coow li ci réew mi muy li nga xam ne nañu bàyyi xel ci sunu bopp ay nit bu ñu jànkoonteeg ba lenn loo xam ne bàyyiwul kenn bu ci kenn sikkal kenn bu ci kenn defe ne sa moroom la ko teg dafa fekk nag état moom rek moo am pour faj jàngoro ji wax naa ko ba tàyyi bu sam bopp di métti nii maay faj sam bopp su ma rëqoon maay faj sama bopp su ma dara jotoon maay faj sama bopp lu dul Covid bi parce que Covid bi état moo ko jël en charge moo lay testé moo lay hospitalisé li mu laaj moo koy def ci yow comme benn buntu la nag wax nga ko buntu maa ngi commencé xat buntu nag bu xatee te ñëpp war cee jaar dafa laaj fluidité li la koy may mooy ku ci nekk dem ci mesure barrière yi ndaw ñi mag ñi bëgguñu lu dul lu leen neex waaye nag bëgg lu la neex ba tax nga lor mag ñi nag jaru ko delluwaat leen ginnaaw fitna ki matu ko jaru ko àdduna yàllaa ko moom yàllaay defar àddunaam yàllaay réglé àddunaam du feebaru Sénégal feebaru àdduna la gis ngeen ñu leen ëpp moyen amuñu ci pexe yàlla mooy réglé te saa yu pare nag dina jox docteur yi pexe yu ñu fajee yàlla mooy joxe pexe choléra nii la meloon bi yàlla paree ci la mu doon def daf leen dugal xam-xam ñu indi ko choléra tuberculose meloon na fi nii ci réew mi peste ba ak yépp mais yàlla moo pareegul ñii faj ay mbindeef lañu comme ñun ñi ngi gëstu di làmbatu yàlla mooy toog ba ci yàgg def ko ci xelu kenn ci ñoom mu réussir ko rek ñu xam ne bii mooy fajaate ci foofu la ñu toll nañu ñaanal docteur yi yàlla may leen bunt bi ñoom ñooy wër bunt bi nag gisaguñ ko werante bi bari na ba El Hadji Malick jóge nañ ci werante ñu ngi ci weerante te loolu la ñu war a bàyyi
ñu jàppale gouvernement bi jàppale état bi jàppale service d'ordre yi li ñu wax ñoom xëy na xam nañ lu tax ñu wax ko Malick nit ñaa ngi tas di dugg ci kër gi est-ce que defuñu loolu pour canaliser nit ñi di am ñu jëli am na ñoo xam boo leen wooyu du ñu ñëw xanaa xamoo ne bu ñu ramassé test yi parfois bu ñu la woowee attention xamoo ndax dañu bëgg fekk nit ñi fa ñu ne jël si leen guddi gi muy sutura muy teggin bu leen yàqal nit ñi seen liggéey nañ leen teel a fatu teel a ñibbi teel a toog ci kër yi yàggul bu ñu toggee 21h ba 5h du matin ñu toog xoolaat kër yi sax seetaat kër yi xool sunu biir te xam ne tasaaroo bi du mbedd mi ci la ñuy defaree réew mi réew mi ñu ngi koy defaree ci biir kër yi doog a génn ci biti may lancer appel Malick les chefs de quartier les délégués de quartier dafa am lu tax ñu tànn leen ñu nekk ci quartier bi bu ñu gisee famille boo xam ne bii parce que dafa am kër yoo xam ne seeni borom ñoo fa dëkk am kër yoo xam ne nag locataires yi fa dëkk këru locataires yi li ëpp kenn du jox seen morom ordre foofu chef de quartier bi dafa war a dem woo ñëpp ñu luwee ci kër gi mu wax leen li xew bu dee kër gu borom dëkk nag Malick Thiandoum moo fa dëkk nga ñëw seet si ko ne ko kat njaboot gi dañu bëgg a nangam délégué quartier looloo tax ñu fal leen looloo tax ñu mais gënuñu fii mais dañu yaakaar ci seen xel ci seen baax ci seen yaatu nañu def seen liggéey dëgg la kon loolu maa ngi koy def appel parce que yëf yi ci quartier yi la El Hadj Malick kon maa ngi leen di ñaan daal ñu kii tey encore tamit imam yi am nañ ci responsabilité rajo jàkk yi nañ ko ubbi wax ak population bi même bu ñu julliwul nañu ubbi rajo jàkk yi wax ak quartier bi imam bi ci quartier bi pour lan la pour defal nit ñi la pour delloo nit ñi dañu waxante dëgg am nañu ay interlocuteurs état bi mais interlocuteurs yooyu mooy les chefs de quartier les délégués de quartier les imams ba ci bàjjanu gox yooyu ñu créé kon ñooñu nañu dugg ci population bi sensibiliser leen vraiment ñu delluwaat ginnaaw waaye daal yàlla na ko yàlla delloo ginnaaw amiin metti na lool te xoolal nag El Hadj Malick mi ngi commencé tas dëkk yoo dul dégg sax da nga koy dégg léegi le matin ba kokki ba nangam cri de détresse bi docteuru Kaolack bi def bëggoon naa la envoyé sax kii bi nga xool ko dafa def audio yëf yi li nga wax mu ngi leen di dépassé kon yàlla na yàlla dolli sutura amiin te yàlla dolli jàmm ci àdduna ba daal li nga xam ne sunu borom mu ngi koy ndogalam la mu dimbali ñu daal ba ñu teel ci génn ci barke Seydina Muhammad jërëjëf Alaaji Ngagne wax ji am na solo li nga xam ni moom la Alaaji Ngagne di wax moom la ñuy wax l'approche communautaire approche communautaire mooy bu fekkee ni man mënuma wax ak Alaaji Ngagne am na ku mu rus ku nga xam ne mën naa wax ak moom am na ñu nga xam ne am nañu baat ca koñ ba am nañu gëdd bu nga xam ne fu ñu nee dama ni ñëpp ni tekk déglu leen te bu ñu waxee ñooñu dinañ leen déglu te dinañ leen ruus loolu mooy relais communautaire yi nga xam ne mën nañ dem ci ñoom muy bàjjenu gox yi di imam yi di chef de quartier yi di ñi nga xam ni tey ay mbër lañu nekk ay leader ay leader d'opinion ñooñu yi tamit mën nañu jaar ci ñoom pour véhiculer les messages parce que il faut que gars yi changer stratégie boo demee ba li nga doon def efficacetul nit ñi gëmatuñ la da ngay changer approche changer stratégie et je pense que loolu incha allah ñi nga xam ni ñoom ñooy saytu mbir moomu dinañ ci jublu bu baax mais li wér te wóor daal mooy tënk nañu corona fatt nañu corona kor nañu corona kor na làmb ji kor na làmb ji yóbbu ko nag fu nga xamante ni xamuñu ñun fu ñuy jaar ba génn ci te wax dëgg yàlla sonn nañu fu ne gaa yi jooy nañ fa moo tax tey Alaaji Ngagne ki ñuy dalal day ku nga xamante ni nii dafa am droit au chapitre te boobu ba léegi ñu bari dégguñu ko mu wax moo ne kenn ci ñuy wax ëpp ko martaba wala boog nga ëpp ko dimension wala nga gën ko nekk leader pour mu wax ci lu nu mel ci situation làmb ji fi mu toll parce que expérience am may na ko vécuem may na ko jaar-jaaram may na ko yaram may na ko mais également communication bu koy def da ngay xam ni nit la bu nga xamante ni nii li muy wax xam na ko donc mbër la bu nga xam ni tey amaana dañuy tekk rek waaye tey jii la ñu bëgg sax waxloo ko parce que dafa bokk ci kuréel muy association nationale des lutteurs du Sénégal Gris Bordeaux jiite ko bu association bi àddoo yóbbaale nañ ko bu fekkee ni Boy Niang woote na au nom des lutteurs wax ci lu nga xamante ni intérêt làmb ji la yëpp yóbbaale na ko
mais terewul moom en tant que leader en tant que également ku nga xam ne li mu def ci làmb carrière am près de 2 décennies mu nekk ko ci làmb kooku lu mu ci wax war nañ ko ci mën a déglu te óor na ma ni fa mu toog ak ñi nga xam ne ñoo koy encadrer ñi ngi xalaat ban forme de communication la ñu war a def pour apporter leur pierre à l'édifice parce que olof day wax ni ku yokkul da ngaa wàññi te tey jii dañoo toll ci fu nga xamante ni chacun d'entre nous am nga xalaat am nga idée bu nga xam ni war nga ko mun génne pour situation bi jaaxle parce que olof daf ne taal bu tëwee tàkk boor bu nekk lañ koy uppee te fi mu ne nag taal bi tënaa tàkk de upp nañu xalaat nañu woote nañu yuuxu nañu mais ba léegi taal bi boyul muy làmb dafa taxaw on ne sait pas ndax dinañu démarrer wala déet parce que bu njëkk dañ doon wax ne il faut qu'on démarre mais comment démarrer yan condition la ñuy démarrer yan accompagnement moom moo war a am pour làmb mun a démarrer yan conséquences la rupture bi am pendant 11 mois wala 10 mois mbër yi toog ko amuñu activité loolu yëpp dinañ ko waxtaane ak mbër bi ñuy dalal tey parce que mbër bi nga xam ne moom la ñuy dalal tey c'est un grand champion Aladji Ngagne ci nombre de victoires mën naa wax ne booy def classement top victoire ci biir Sénégal ci làmb yi doo ko génne ci 3 yi de ndax li mu bëree ci biir làmb am ko ay ndam ci làmb je pense que bu yoon jeexul waaxusul di jeex dina battre beaucoup de records parce que ba léegi mi ngi ci làmb ji ñu bari dañ doon wax ni ay Boy Kayre wala Moustapha Gueye egg nañ ci level bu nga xam ni pour mbër egg fa ci nombre de victoires dina jafe mais moom fi mu ne titillé na leen parce que bu ma juumul parce que sax am na ñuy wax ëpp na loolu boo laajee mentoram danaan la li muy wax ci ay combat am ëpp na li mu am ci ay ndam ndax ñun dañuy xayma rek naan 23 victoire la am mais amaana am na sax yu mu bëre yu nga xamante ni fàtte na ko victoire yi nga xam ne am na ko Aladji Ngagne mënuñoo buñ ko toogee fii di ko lim xëy na émission bi dina jël 10 minutes waaye dama ciy jukki rek ay ndaanaan ay ndaanaan yu nga xam ne kenn dootu leen présenté ci làmb Aliou Mané mbër mi toog daan na ko Birahim 2 mbër bi toog daan na ko Les 2 champion bi toog daan na ko Kati Junior champion bi toog daan na ko Cheikh Ngirane champion bi toog daan na ko Santan Ñing champion bi toog daan na ko Dun Xaaf kii toog daan na ko Paul Maurice kii toog daan na ko Tafa Boy Bambara kii toog daan na ko Boy Sey kii daan na ko Bac Seras kii yéeg na ko Tonnerre kii tone na ci kaw yaa ngi koy feeñal de Zos daan na kii daan na ko ñaari yoon Baye Mandione kii daan na ko foofu rek laa yem ci lim bi ña ca kaw taay naa toog fii sax di leen tudd Malick yaa ngi koy feeñal de kon yaakaar naa ni Papa Sow moom la ñuy dalal tey jaar-jaaram buñ ci bëggee dellu si loolu émission spéciale la duñ ci dellu si waat loolu émission à part la dinañ ci boros rek mais li ëpp solo mooy tey dama bëgg ñu def ko Aladji Ngagne une émission thématique maanaam par thème la ñuy jël thème bu njëkk bi dañu koy aj ci Covid bi ak situation bi nga xam ne créé na ko ci làmb ji moom en tant que lutteur xam naa ni xalaat na ci xool conséquences yi nga xam ne tey Covid bi am na ko ak impact bi mu am ci làmb ak ni mu yàqee làmb parce que tey ñi ngeen di gis ñu nekk au devant de la scène di wax mooy leader yi mais ñoom wax nañ ko ñoom xëy na seen bopp taxul ñuy wax mais seen gannaaw ak seeni rakk ñoom ñoo tax ñuy wax lutte traditionnelle bi Aladji Ngagne li mu ci yàq kenn xamul nu mu toll donc aujourd'hui il est temps de reprendre les activités mais comment reprendre ku nekk sa xel soxla nañ ko ci papa ñi ngi lay nuyu di la dalal di kontaan lool nag ci yombal bi nga ñu yombal invitation bi parce que leader nga moment bi wax jot na moment bi agir jot na moment bi génn jot na parce que mbër mi ñu dajeel mooy mbër mu nga xam ne foog ñu xool fu ñuy jaar ba terrasser ko muy Covid-19 papa merci d'avoir accepté cette invitation ñu bàyyi la nga nuyoo ak soppe yi ak am di jàmm yi ak fans yi bi mbir mi xewee ba léegi ñépp a ngi wax mais kenn déggagul waaw salaamaaleykum El Hadj Malick maa ngi leen nuyu di nuyu suñu papa ji di Aladji Ngagne lay fay papa di nuyu téléspectateur ITV yëpp di nuyu àdduna di nuyu monde lamb ñëpp nag jox ñëpp loxo di leen sensibiliser waat rek ci fi jamono toll jamonoy mbas te mbas bi jël na doole boo xamante ne nii tey jii
buñ ci jugul rek def mesure barrière yooyu rek mën na gën a doy waar na sax mais mën na gën a doy waar. ñu sensibiliser ñëpp rek ñu jël gel yi masque yi distanciation yi te ñu xam ne affaire baa ngi fi quoi. ñu sóoraale ku baax a baax. alors bi mu ñëwee ci réew mi ak léegi c'était au mois de mars boobu ak léegi fukki weer ñi ngi ko toog benn activité amul yow sa combat jàppoon nañu date ba pare ndax le 5 avril lañ ko waroon bëri muy sa diggante ak Siteu demoon ngeen def seen face à face def seen i waajtaay ba dara desu ci lu dul bëre mbir mi ñëw ni tëll ci suñu kaw. combat bi fi mu ne kenn xamagul kañ la. te loolu dal na sa ay morom yu bari dal na sa ay rakk yi tamit. tey jii boo doon mesurer ampleur u dégâts bi nga xam ne Covid def na ko ci biir làmb naka nga koy évaluer ak tey yan solution de sortie de crise la Papa Sow xalaat ni buñ ko defee amaana mën nañu reprendre activité yi. d'abord solution yi bari na mais bu ñuy wax impacté ñu waroon bëree daaw te bëriwul ñu ñoo gën a impacté ñëpp. ndax ñu waroon bëri daaw préparé muy man ndax maa waroon bëri combat bi gën a mag ci saison bi daaw. mujjul am. amoon tamit yenn combat espoir yu neex yu doon am mujjul am ñoom ñëpp dañoo impacté ba tax na tey ji dafa jar ñu toog ñu ubbi suñu ay idée monde làmb yëpp ku nekk ñëw ñu rassemblé wu xool ay solution yi nga xamante ne tey dinañ ko trouver ba làmb mën a am ci ay fii ak 1 mois wala 2 mois. il faut ñu toog ñu waxtaanee wu. dëgg la bi nga ci xalaatee yow lan nga xalaat ni actuellement nii war nañ ko mun def pour joyanti mbir mi parce que il est temps aussi toogaay bi yàgg na te ñeneen ñi ñu ngi liggéey yéen a liggéeyul parce que yéen seen làmb man maa ngi nii su ma kiyee damay ñëw liggéey bu weer dee ñu fay ma Alaaji Ngañ day ñëw bu weer dee ñu fay ko ki nga xam ne tey dafa yor transport en commun mi ngi dawal ay oto mi ngi ciy gagné keneen ki nga xam ne mi ngi liggéey leneen mi ngi ciy gagné mais yéen làmb ngeen am vous avez choisi cette profession là mu nekk seen profession nga nekk ci un professionnel parce que da nga bàyyi lépp jël sa life consacré ko ci làmb tey jii ñu toog 10 mois amul leen benn activité yan solution nga xalaat ni Papa buñ ko tegee mbir mi mën na soppeeku. waaw solution bu njëkk mooy ku nekk yaa ngi ciy dox ak ni nga xalaatee ak ni nga ko waxee mun naa tey jii ñi nga xamante ne tey ñooy ténoru làmb yi ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy dox mais loolu yëpp dafa doyul ndax làmb boo koy analyser nga naan jëmm nit ngay jël rek jëmm nit cër bu ci wàññeeku rek day feeñ. kon tey moonu làmb du mbër bi rek mbër mi pour mu am combat foofu mu promoteur bi sollicité ko. promoteur bi joxe xaalisam foofu ménagère bi toog booy préparer sa combat foofu entraîneur bi ànd ak yow. loolu bu paree boo bëggee ñu la seetaan si foofu amateur yi ñëw boo bëggee bés ba neex foofu Malick Thiam toog boo ngaar yor micro waa kër Pape Seck tëgg. kon c'est un ensemble. dafa jot tey ñu toog monde làmb ñun ñëpp nag benn baax na mais tey monde làmb ñoo war a toog. famille làmb moo war a toog. ñu dem seeti waa CNG ñu waxtaan ba trouver solution bu du jafe trouver solution dem seeti ministre bi proposer ko kenn si ñun ñëpp monde làmb kenn si ñun ñëpp ñu ne ko Alaaji Ngañ waxal wala Malick waxal wala Paso waxal ñu tëlee ay wax yu am fu mu tegu wax boo xamante nii dina am fasaa jox ko mu wax ndax it affaire yi jafewul état pour mu dimbali làmb tey comme bonjour si moom du lekk lu jafe. mais organisation la laaj rek. organisation moom yaakaar naa ne bu ñu ci doxee une semaine monde làmb yëpp toog ñu waxtaan wala une semaine solution dina am. pour une semaine rek solution mën na am. solution mën na am Alaaji Ngañ. waaw te am na ay esquisse de solution. parce que ni mu waxee dafa généraliser. waaw parce que mënoon na xalaat rek mbër yi. waaw mais làmb gannaawam moo yaatu. li ciy dund moo bëri. ñi ciy tedd moo bëri. toujours ñu wax ko la ko dale ca jaaykatu ndox ba jaaykatu crème ba jaaykatu nangam làmb maanaam mooy sport bu nga xam ne ku yëkkati bant sax dañ lay fay. amul gratuité. nar la waaw donc bu fekkee da nga xalaat mbër bi rek égoïsme day daal di dugg. mais ni mu waxee ñoom dañu am ñu nga xam ne ñoo leen di bëreeloo parce que tëgguñu seen bopp. muy les promoteurs les principaux bailleurs de l'arène. donc je pense que ñooñu aussi war nañu leen xalaat parce que ñooy capitaine u gaal gi. bu ñu suuxee rek làmb ji suux. parce que mbër du tëgg boppam. alors les promoteurs il faut ñu xool d'abord naka lañu leen di accompagner. am na lu ci jot a am Alaaji Ngañ muy ay mesures yu nga xam ne jël nañ ko ci ñi régulariser woon seen combat au niveau du CNG. Pape Abdou Fall mi leen tëgg bokk na ci. ñu jël as tuut ñamal ko pour impact bi nga xam ne jot na ko am mu wàññeeku. parce que 5 millions du dara. mais jox nañ ko.
mais jox nañu Pape Abdou 5 millions mais papa mi nga xam ni moom tamit nag préparé na depuis 10 mois muy waajal combat la mu amoon yëpp def na ko ci waaw moom ndax mbir mi warut a teq waru koo teq moom. waaw. yuuxuwul waaye. waaw kii mook adversaire am Siteu. El Hadj Malick laaj nga ku jar a laaj. dinaa la wax li tax nga laaj ku jar a laaj. jërëjëf. maa ngi dogg dégg ci mbër yi. waxtu ma mën a dugg man. wax yi may doon dégg yëpp mënuma ca dugg. parce que dañ ko singulariser. kii dafa pluraliser. foofu lañ toll nag. mboolooy doole. waxandoo. jëfandoo. defandoo. bañ a xet ji kenn. te bañ a personnaliser. ñun la du wax. man la du wax. ñun la. kii fi mu jëlee wax ji. débat baa ngi doog a commencé. te ndokk bi nga ko commencé fii nag. waxe nga fu jar a waxee. fu mën a plaider làmb fii ñun dañuy plaider làmb. li ma sàmba yor gi ma demba yor yëpp ñu taxu ñoo wax. dëgg rek la ñuy wax. te xol la koy nangu. daje jot na. lii dem nag dem na. lii dem. dem na. lii dem bañ ko xaymaa 1,5 milliard la. dem na. te kam war a dem. dañu naan mu yërëm ñu rek yokk ko. luñ ko indilit mu bu ñaañu ca. dëgg la. delloo ko ñi nga xam ne ñoo bëgg tëgg làmb. ndax loolu ngay wax ci papa mën a dellu si waat. ñamali. waaw ñamali mënul ñàkk. waaw ñamali amaat. ndax loolu bu ñëwee. ñu dolli ko. lañ ko jox mu dolli ci yërmandeem moom. ba mu nekk nangamu milliard mala nangam. ñamali dina amaat. kon li des mooy nañu toog dajale waat waxtaan. waaye li tax ma ne la laaj nga ko jar a laaj. xam nga kii position am ci làmb. ginnaaw Bombardier. waaw ginnaaw Omar Sène. moo Baye Mandione. ñooy doyen làmb ji. ci longévité. longévité. mën na bañ a nekk ci ay at. ku fi bëree mais ci yàgg gi ñu yàgg. ñi bëree 2002 yëpp boo ci génnee Papa Sow ak Baye Mandione ñoo ci nekk en activité actuellement. kon ñii fu mbër yi daje. dañ leen war a jox kàddu ndax am nañu vécu. am nañu vécu. moo tax gis nga li mu wax. parce que kii dafa fekk génération yu bari. 24 mars prochain mu am 19 ans de carrière xaw ma 20 ans. mars la ñëwoon ci làmb ji. avril waaw avril. day am 19 ans xaw ma 20 ans de carrière ci làmb. kon kooku kii ténor la. moo tax ma ni ñiy wax ñëpp. moom laa la wax. am nañu droit au chapitre mais moom kenn ëpp ko. li nga ubbee laay ñëw. wallaay alaaji ngañ. li nga ubbee laay ñëw. ma ne la jox nga ki jara wax ki war a wax ki vécu ku fekke. koo xam ne mën na la tuddal ci làmb ji ko xale yi xamul. dëgg la. mi ngi nii muy Papa Sow. ak yar ba. te appel bii mu wax nag. na ko ñëpp dégg. nañ leen daje nag léegi. mooy yoon. ndax loolu bu ñëwee coow li xam nga fan la. loolu ñu yaakaar. ci lañ ñuy nawe. ci lañ ñuy xeebe. ci lañ ñuy joxe cër. ci lañ ñuy dollee sax am na nu muy demee. ba ñu mën a déroulé làmb te mbër du gaañu promoteur du gaañu lan du gaañu. loolu buñ ci ñaaw. loolu nañ ci doxal dëgg te doxal ci yoon. ñëpp feebar. ñëpp gaañu. kon nañ ko def loo xam ne lii dinañ ñu ci naw dinañ ñu ci respecté. foofu laay waxee li may wax xam naa ko. xam naa bu baax fi ngay waxee alaaji ngay. buñ ci weerante. nañ ko teg ni mu war a tegoo. jaarale ko fi mu war a jaar. ña ca war a jot. ñi nga xam ne wax nga ko. bu weer dee damay fayeku nga fayeku. mais ñoom ñi jël seen kii de ko profession. da nga naan sax comment ils vivent avec leur famille. man da nga naan sax nu ñuy dundee nangam. waaye ki gaañu kan la. promoteur bee gaañu. dugal ñaata million. te xamul kañ la koy récupérer. jël ñaata engagement. ñaata engagement ñu jox la ko. ay nit yaakaar ci yow muy ay mbër. wax nga ko sànq comment nan la ñu war a bërijee. huis clos bi nan lañ ko war a defee. alternative am na ay borom xel lañu. voilà huis clos bi nan lañ ko war a defee est-ce que sax lamb ak huis clos ànd na encore une fois. loolu tamit c'est une grande question est-ce que du tey dañu war a limiter nombre bi accéder est-ce que
du dañu war a def système pay-per-view est-ce que du dañu war a def lamb ji en direct les droits télévision état bi jënd ko parce que mus na fi am. mus na fi am combat bu nga xam ne dañuy woon duñ ko wane. combat Boy Niang la woon. maa ngi taxaw keroog. bi ñuy négocier man sama bopp man bokk naa ci négociation yi. ba état ni nañu démarrer moom dina joxe tant de millions. premier ministre woote ni jël naa tant de millions joxe ko wane leen làmb ci. donc te boobu dara xewul woon. mais jamono jii tey même confinement bi ñuy wax bu ñu defee Papa Sow Siteu semi nocturne. 21h. 20h nga commencé direct bi. demal jàmm gën ndax di nga gis kenn kuy dox ci biir. bi ñu añee démb. waaw laa kii ci loolu doon waxtaan. voilà gars yi ne heure bi. gars yi naan non bu ñu bëree jee mbër mi daan sa kër nangam. ma leen def ko semi nocturne. waaw couvre-feu am na ku nekk toog sa kër. ku nekk toog sa kër seetaan ko. mu jeex tàkk mu jeex tàkk seetaan ko. bu couvre-feu amul tamit ku mën a tënk Sénégal yëpp bu kenn génn. waaw boo nee 19 parcelles bu fa kenn dugg. loolu yomb na état. yomb na justice. loolu yomb na. et puis savourer la ci beneen manière. kaay ma wax la. xam nga lu tax sponsor yi daw. xam nga. parce que live yi ñu daan plat bi ñu leen di tegal la. waaw du ñu changé du ñu varié. ceebu jën rek. ceebu jën rek. mais live bi ñu doon am nga def live bu nga xam ni da nga koy am ci jumtuwaay yu xarala yi. muy Facebook et cetera. nga def live bu nga xam ne da nga koy am en clair sur télévision bi jaay ko. je pense que loolu yëpp bu ñu ko defee tey dafay sax wàññi stress su nit ñi. parce que les gens sont stressés li tax booy di génn di kii yëpp toog ci biir kër te defoo dara dafa métti. si te Papa Sow si te Papa Sow nga war ko def 21h. jarul couvre-feu. jarul couvre-feu. jarul couvre-feu. billaay après le combat peut-être nga geg nit ñi. waaye heure boobu moom. jarul couvre-feu. jarul couvre-feu ñëpp ci télé bi la ñuy toog. mais loolu. El Hadj Malick damay woo Sénégalais yi niveau yëpp. dañu jàpp ne làmb ji ay doomi aadama lañu ay sénégalais lañu. ñu bàyyi torpiller bi ñuy torpiller làmb. dañ ko moytu baaxul. mais mooy suñu yëpp. mooy li ngay wax xam nga complexe passé wul loolu baaxul ñun moom la ñu am moom la ñu wuti. rendez-vous de kii bu amee ñun moom la ñuy yóbbu. ñun du parce que moomu lii la ñu moom. li ñuy concentré woo ci matchu coupe d'Europe yeeg nangam ba ñoom Malick buñ ciy wax léegi sax ñoo raw tubaab yi ñoo mën tubaab yi léegi. waaw bu ñuy reporté boo tegee tubaab teg Malick da ngay jël Malick. parce que ni mu la koy waxee la. te tubaab yi benn làkk rek la ñuy làkk. keroog def nañ ko ba nag Pape Malick Diop ñuy commenté benn match Ligue des Champions. am benn ku nga xam ne bitim réew la nekk mu ni n'ayez pas le complexe d'écouter Malick Thiandoum ak Malick Diop parce que li ñuy reporté moo dàq li tubaab dañ lay waxal olof di la waxal tubaab yi français rek lañ lay waxal te pourtant boo demee week-end yi ci kër yi dañuy concentré wu ci seen football bi attends am nañu alternative gis nga huis clos bi yàlla xam na ne yéen fi ngeen di jooy rek c'est l'ambiance te l'ambiance am na nuñ ko mën a defee créé ko am na nuñ ko mën a créer ambiance bi mu nekk ci kii bi nit ñi toog seen kër seetaan combat yi loolu mën na ne parce que moo gën ñu toog naan nangam foog xale yi bëre foog ñu vider combat yi waaye daal maa ngi lancé waat appel li nga xam ne moom la ñu def ba yóbbu ko ci kilifa gi muy le président de la république bu ci jàppee na ci yokk yërmandeem bu ci yokkee yërmandeem su ñëwee moom laa la wax nañ ko teg fi ñu ko war a teg jox ko ñu ko war a jox alors papa yaa ngi woon ci waajtaay donc bu ñuy wax impact moom dañuy wax tunguli du teew ñuy nataal yow mi nga xam ne waajoon nga ba daanaka presque pare woon nga pour jàkkaarloo ak Siteu tey boo doon mesurer conséquences yi report bi am ci sa ci yow naka la mbir mi impacté dëgg-dëgg naka nga ko sentir parce que yow moom xam naa ni dee nga ba dee daal yi la nga yoroon jeex na ñoom Père Sow ak ñëpp la ñu yoroon àbb nga ko ma wax la benn affaire balaa muy tontu ma yokk ko sa question moom yaakaar na impacté wu mbër yi gën a impacté wu ci lamb seen carrière Papa Sow mi la ci la bokk 2015 2018 ba 2020 ak 2008 Marc Paul Maurice impacté wu nga contre Lac de Guerre impacté wu nga contre nu mu tuddati Ama Baldé impacté wu nga Zos impacté wu na pour te dire mooy mbër mi gën a 5 fois nga impacté wu ci làmb ay renvoi à ne pas finir am na boo xam ne 2 ans nga toog je pense
waay waay maa ngi la déggee 2 bi. waay avance 2 ans waay. vraiment nee naa la indi nga. miin na ko. ah non indi nga ku mën a tontu ci moment. voilà donc moment la bëgg a xam ne franchement. bu dee biteel ya moom nëb na ba nga tuuri ko. yooyu biteel moom baaxatul dañ koy defaraat. rootiwaat rek da ngay rootiwaat. mais day gën a forox rek boo ko tegee foofu day gën a. boo ko voilà sottee boo ko sottee ko moom sama masque laay teg. ci patience boobu nga am. alors waaw noo koy dundee. bon dañuy sant yàlla rek ci côté boobu te xam ne bon ku sañoon rek say mbëbët yëpp ci jamono bi nga ko bëggee rek mu sotti ci jamono jooju noonu mais nag yàlla la moom ay programme moom da ko pare ba tax na affaire moom ku ne mettiwul rek xëy na da nga kii rek mais metti na ba ci fu metti yam ndax it carrière moom du la xaar carrière tout le temps day dem rek quoi day dem du la xaar ndax lu romb rek perte nga ko di si kanam moo la desel te comprendre te sportif tamit mënoo am longévité ba éternellement amul fenn moom foo xam ne bu fa eggee moom dañuy ñaan yàlla balaa at yi di ko mat sax ñu décroché dem xooli leen lu ñu def quoi affaire nag metti na ba fu metti yam li nga wax sànq la ñuy wax rek te laat loxo kilifa gi muy ministre des sports jotalu ñu ci président te it xam président rek ndax lu mu wax dugal ci làmb président mënul bañ làmb moo dëkk Fatick dëkk làmb Fatick moo juddoo Fatick màggee Fatick yaroo Fatick di bañ làmb amul campagne sax tëggu làmb la ko tëgg làmb fañ fay waa caa mënul bañ làmb mooy li wax sànq laay ñëwaat rek il faut ñu réorganiser waat il faut ñu organiser waat suñu ay mbir dajaloo xàccandoo li nga wax léegi dóorandoo bu ñu fa defee rek day neex trop day oyof alors impact bi ci yow sur le plan financier d'abord premièrement mais sant yàlla rek xam nga nit moom ñun suñu liggéey bi dafa doy waar trop nga jotoon jeex waaw loolu jeex na avant ñuy aj combat yi sax jeex na ndax moom avance moom boo ko téye moom gën ko bëri weer xaalis ba jeex na di des ak yàlla da lay boole nit ñu baax wax dëgg yàlla ma leen sant bu baax a baax di leen gërëm ñi ma yàlla boole ñëpp rawatina sama papa ji di père ba ndax moom xoolul combat ñàkk combat tout le temps rek mi ngi xool waa soo nekk situation yu baax xaaru ci dara tout le temps bu existé wul woon foog ñu créé tax moom faw ma ñaanal ko moom mënum koy ñaanal lu mu dugg rek yàlla defal ko ci jàmm defal ko ci sutura defal ko ci njabootam defal ko ci ak képp ko yéene aussi tamit da ko defal jullit yëpp aussi tamit du loolu moom làmbaay ñaaw de non si bu dul loolu moom bàyyi naa bëri moom raayat bu dul loolu moom damay bàyyi bëri ndax bon ku ne xam ne ni làmb dafa metti foog nga am jàppale waaw boo amul ku nekk sa ginnaaw koo xamante nii ut ci dara da lay xool rek def la doomam def la léppam di la jàppale boo ko amulee ci làmb mooy da ngay gis ñu bëri bàyyi na làmb ndax ñàkk moyen mais nag metti na trop ñu koy waxaat rek ministre bi ne ko affaire yi metti na trop lu mu ci mën a jàpp lu mu gaaw nit ñi mën a bëri xooli leen rek ñu def ko loolu mooy impact financier mais am na impact sportif parce que préparation dañ koy échelonné yow professionnel nga moment bi ngay jël combat bi am na nooy entraîné bu combat bi demee ba des weer am na nooy entraîné bu demee ba des ay fan am na nooy entraîné alors ci sa digganteeg Siteu fan nga tolloon ci préparation dafa mel ni léegi lépp da nga ko war a reprendre à zéro waaw loolu ndax combat moom da nga naan combat bi njàpp nañ date fii ak 3 mois la nga étaler sa programme nii la endurance foncier ak récupération beeg yooyu daal nekk si réglage yeeg noonu ndax na loolu bu jàll tamit da ngay defaat programme bees actuellement rek naan peut-être ma bëri avril xamuñu ndax mën nañ ko jàpp ci 1 mois wala 1 mois et quelque da ngay defaat programme pour avril bu avril yàqul nga defaat programme yokkaat yi leen ñaari weer ba ñu tëj saison bi noonu lañ koy jàppee bon te xam ne nag yaram moom boo ko noppal sax mu noppal boppam waaw moom boo ko nopp mu noppal boppam ndax préparer combat dafa metti yow rootoon nga ba fees dell waaw macha allah waaw ñu ngi ci condition yu baax waaw bi ñuy yëg combat bi ni aj nañ ko sax waaw ñu ngi ci démarche combat bi yeeg voyage yu ndaw yeeg yooyu noonu ci oto laa toog dégg ñu ne ministre bi neen tey combat bi bu jeexee président ne na mooy samedi boobu waaw samedi la woon sax waaw samedi la tombé et tu remets tout mu remettre lépp en cause chamboulé waat lépp waay mu doy waar trop mais nag li mu la wax rek métti na trop mais ñu sant yàlla rek defaruwaat ba nga xamante ni daal bu ñuy ñëwaat daal kenn du ñu accim préparé waat ñu entraîné waat mu mel ni loolu yaa ngi ci parce que bi ma la oowee pour ñu programmer émission bi da nga ma naan damay dem entraîné ji su ma jógee entraînement fi may entraîné soriwul ma am fu ma jaar defaru ñëw waaw kon mu mel ni que ba léegi yaa ngi ci dynamique gu préparer combat bi bu doon suba la est-ce que papa pare na waaw mais li des moom bareetul danaan bu nu ma ne pare naa nii mais li des bareetul ndax combat dafa am lu mu laaj ak fu mu tool rek waaw mais daal am na lu ñu bëree mais dañuy bëgg ñun bu ñu yàqee ba taaj ñëpp kontaan dañuy bëgg daal tey bu ñu demoon ba ne jour tel la
bu ñëwee ba dongali tax sunu ngem bu taxaw ñu ne kii pare na. yaa ngi ci 60 70 wala 80% fi mu nekk nii bu ñu doon xayma niveau de préparation bi ak niveau de forme physique. à peu près dama naan 75%. ndax munoo dama goo ci foncier bi carrément dernier réglage yi. dama goo ci foncier bi carrément fi nga xamante ne mooy def ay 85% 90% yooyu. ak contact yeeg yooyu. contact yu intense yeeg yooyu. comme que dugguñ ci noonu ndax boo teelee contact léegi gaañu dina bëri. te it tooy bi du la bàyyi. ndax contact moom dafa métti. contact daa métti. alors combat la bu nga xam ne Alaaji Ngagne ñun moom ñi ngi woon ci bain bi bu yàgg. ndax Pape Abdou Fall ñun la àndal ci mbir mi. ñu commencé woon ci liggéey dañ leen di fàttaliwaat rek. delluwaat fi nga xam ne moo di Marius Ndiaye ci face to face bi parce que jaxoon na ba pare lamb ji lancé woon na boppam ba pare xalam demoon na bay neex bu mu nga dog non vraiment man daal mais dinañ ko raccordé man damaa feebar Alaaji buum gi dinañ ko raccordé xalam bi xoolal xalam bi dina xalam léegi damaa romb université étudiants yi topp ma quoi naan ma waa père ñun dañoo namm dimanche père affaire yi kañ lay doon dimanche yi dañ ko namm man dimanche tàkkusaan ju nga xam ne ñëpp dañuy tëj seen i bunt étudiants yi tëj kaye yi ñëpp toog di seetaan mais loolu lamb rek moo ko mën lamb rek moo ko mën vraiment te dañoo namm yu mel noonu kon ñu delluwaat Marius Ndiaye seetaan face to face Papa Sow ak Siteu dellu siwaat ci plateau bi soog a waxtaane nag carrière u kii ñu dalal tey ey xanaa xamoo maa lay jiin mbasa kijaat merci beaucoup Djiby Siteu Siteu ñëw jër wax leen booy Siteu dafay yëngal aw leen wax leen yëngal kal booy Siteu dafay yëngal ku ci bëgg Siteu loxo may xool yëngal kal booy Siteu dafa ana Baay Faal yeey yëngal booy Siteu dafa yëngal di leen fàttali rek lu fi Malick Thiandoum waxoon ci premier face à face ba muy lu am solo su ñuy wax tey banque agricole muy banque béykat yi su ñu interroger cosaan Malick su ñu interroger cosaan lan la ñu xamoon su nit ñi béy jee ba wàcc ba traite jot ba ñu jaay dañuy dem sëgg mbapati ji tey su banque agricole accompagner béykat yi ba ñu liggéey ba wàcc ba traite ba jaay suñuy mbapati ji dañ leen di accompagner ñun looloo ñu taxa tey dugg ci làmb jii ni parce que suñu domaine la beneen bi tey dañoo ñëw andi suñu benn bébé bu bees muy agricash boobu noonu ñu bëri tey téléchargé nañ ko biñ ko téléchargé it njëriñ moo ci nekk parce que agricash tey plateforme boo xam ne nii la ku ko am mën nga di ci def say transfert classique mën nga di ci fay say facture mën nga di ci jënd crédit moo xam opérateur boo mënti nekk mën nga di ci def ay paiement marchand dem nañ sax ba andi ci ay innovation ndax tey soxlaatuñu fooy toogee naan dama am problème mu plafond ndax mën nga dem sax ci gap def sa retrait ci sa compte agricash loolu lu am solo la innovation la moo tax tey ñu ngi leen di gërëm te di leen wax dox daje na ñëpp télécharger seen application agricash yomb na Play Store wala App Store rek ngeen am ko commencé di ko jëfandikoo jërë ngeen jëf jërëjëf Pape Abdou Fall. kii nag mënu ma ko wax dara li ma waxoon si loolu laa nekk li ma waxoon ci loolu laa nekk ba léegi mais man làmb ku ma fekk sama territoire làmb
wallahi boo ma rusu rek xuri rusuma laa wokk làmb nag laay def aw ma lu ma koy wax. papa tey également dama gis beneen papa mu mel ni depuis que Jambar Wrestling Academy taxawee papa dafa am lu nga xam ne daf ko bëgg a wone parce que mooy nekk première sortie bu leader bu écurie boobu mu am nag loo ci bëgg a wone am loo ci bëgg a wone sa diggante ak Siteu loolu lan la lu tax tey papa ñëw indi xadar indi xumb indi lu nga xamante ni ñu bari gëj nañ ko gis ci moom. waa sant yàlla rek di ñaan yàlla Jambar Wrestling Academy bokk ci écurie yi gën a mag ci écurie yi fu écurie eggul woon rek yàlla na ko fa yàlla eggale bon di wax rek bon làmb la quoi combat bi ñu koy jëli dañ ko jël ci beneen kër ba ak Jambar fekk ñu si ñu war ko def mais affaire du ay carrière affaire Jambar xam affaire lan la suma carrière laay relancer waat incha allah ci combat bi waaye. nga ni combat bi. combat bi ci laa bëgg a relancer waat suma carrière incha allah. combat bi ci la bëgg a relancer waat carrière am mu nekk un papa ñiwlu ni Jambar Wrestling Academy nekkee une académie ñiwlu loolu leer na te ci Siteu nga ko bëgg a jaare Siteu nee na dafa bëgg a relancer carrière am te fii la ko bëgg a jaare loolu moom la concerné loolu concerné wu ma man daal damay ñaan yàlla suñu borom may ma ndam di woo samay xaritu démb di woo ñi nga xamante ne foofu laa sookee ko muy jàmm gën maa ngi leen di woo ñëpp jàppale ma ci bis bi loolu laay sàkku ma daan ko jël bu set. bis bi dafa nekk bis boo xamante ne yow kafeewu ma ko fooyewu ma ko ku ma ko nar a yàqal ma teg la fii kafu ma ci réewu ma ci dëgg ma ndam moo ma ñor di ñaan yàlla nag mu may ma ko jaral na ma nag lu nekk kii moo ma mag fuuf te combat bi da koo jaral lu nekk kon man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral man mi di xale lan la ma war a jaral kii bu ko jaralee benn jaral na ma ko téeméer parce que alxuraan billaahi kafu ma ci réewu ma ci lu mu laaj ma def ko sa waaye gi yéegal niveau bi de nee na yow mi mag lu mu la jaral na ko lu ko papa combat bi lu mu la jaral waa di profité rek waa bàyyi profito bi di woo Médina Fass Colobane Gueule Tapée HLM Grand Yves Diaw bu Fass maa ngi lay woo ci combat bu baax ak Grand Mbaye Diop président Fass Benno waa di leen wax ne milieu sportif mag buy tëdd heure di lekk heure di yeewu heure tuxoo naanoo demoo fenn yaakaar naa di nga am fraîcheur de ah dégg nga loolu de mag muy teel a tëdd di lekk lu baax demoo dikkoo toxoo boo fenkoog ndaw ci géew dina xam ne du yomb. waa xale boo xamante ne nag yow li nga bëgg da ngaa xam fu mu nekk ñëpp nee la mënoo fa dem ngay raam di cog di togti di yolli di def di jéem muy métti xam-xami taxaw ngay xuus di jaar di tëdd heure nekk Baay Faal gëmuma succès gëmuma xaalis gëmuma dara kon kooku làmb ji moom est-ce que war na ko ñàkk. ndeysaan gis ngeen ko noonu c'était extraordinaire mu mel ni tey la rek dafa mel ni tey la dafa mel ni lu bees tàq la papa mi koy seetaan sax mi ngi am chair de poule papa lii dugalaat na la ci biir combat lii dafa neex waaw lii dañuy manqué lool sax waaw yow boo koy seetaan sa xol day sedd waaw sa xol day sedd bu quoi Alaaji Ngañ di gërëm Pape Abdou Fall d'abord di ko remercier bu baax ci opportunité bi mu ñu jox ñu mën ko réaliser nee naa la combat boobu pare na pour lu ko jaay. pare na mi ngi am na loo ci ñamale. wallaay am na loo génneegul. am na lu ñu te toggoon nañ ko. mi ngi fi. papa. pression bi. bi Siteu taxawee sa kanam. xale bi la bëree loon 4e combat en 2010. mook Zos 3. nga xool xale ba bëree woon 4e combat. Siteu la woon. bi ngay bëreeg Tonnerre. mesuré nga loolu
waaw jër naa ko bu baax. waaw nangul ko tamit champion ndax it bu toogoon yaafus du fekk ci ay magam it làmb moom garab la ci kaw la ñuy fekkante tax na cër bi ma ko war a jox dama koy jox. ma ko war a jox yëpp ci cër dama koy jox ne sport moom moo demee noonu ñaar ñi war a bëri rek ñooy bëri ñaar ñoo war a bëri. te bu prouvé wul woon it doo bëri rek moom. moom laa wax noonu bu tawul yaa caaral du egg ci fu mu egsi. xam lu mu wane moo tax mu ñëw waaw mais combat bu ñu war a bëri. duñ koy bëri. lan mooy choix Siteu ci yow. bon choix bi pas qualité am. mais choix Siteu bi parce que gis naa nga daan Boy Seye na ñëw daan ko. bon ñeneen ñi nga bëreel déjà bëreegul ak ñoom. waaw bon pas le choix Siteu. non du sama choix ndax bon xam nga sportif moom boo logique rek doo sonn. bu ñu la ko indilee. waaw boo logique rek doo sonn ndax da nga xam ne kii laa war a bëreel. ok combat bi ma jógee su ma si amoon ndam kon damay bëre keneen. ok mais boo daanoo da rétrograde da ngay nangu ni rétrograde nga sportif day nangu ni wàcc bu wàcc da ngay nangu ni wàcc na wàcc moo tax moo mën a bëre ak Siteu combat bi moo ñuy boole ñu dox ko pendant ay weer mënul taxaw bu ñu koy doxaat ci benn jour ci benn suba ci la taxaw ci même pas une heure de temps bu Pape Abdou Fall relancé waat damaa bëgg tëgg combat bi man dama yeewu rek dama yeewu ñëw père dama Abdou Fall ñëwoon na fi combat bi saye logique boobu nga ne ñëpp newuñ ci moo gàllankoor lamb ji. da ngay gis mbër daanu sax ne du jëliwaat ci suuf. jëliwaat ci suuf loolu lan ngay wax mbër yi nekk ci situation boobu. boo ko defee di nga def année blanche wala di nga bëre ko war a bëreel. ok la nga doon bañ da nga am lu ko gën a yées ñetti yoon. la nga doon bañ. wala nga doon bañ da nga am lu ko gën a yées. it boo il faut nga xam ne boo daanoo da ngaa daanu. daanu waaw. bëree moom daan dem la. daanu xaar wala daanu wàcc. soit nga daanu xaar. wala nga daanu wàcc. mais boo amee victoire da ngay def benn pas ci kanam. tout à fait bon nag il faut ñëpp logique ci loolu mbër bu ne. logique ne combat ne sport de combat mu mel noonu. victoire da lay yéegal. défaite da lay wàccee wala mu téye la fa nga newoon. ça dépend ci sa comportement boobu. te bu lay wàccee aussi ndaw bu am qualité. moom ngay bëreel am coow. parce que du n'importe quel adversaire ngay jël loo wàcc da ngay xool ci loowu ñi nga xam ni. foofu nga nar a jëm nga seet ka ca gën. ka ca gën ngay jël. loolu mooy logique. loolu mooy logique bi. nga xam ne c'est mooy li nga wax ci biir waxtaan bi. combat la pour relancer. waaw ndax normalement combat bi gënoon jaadu moom Papa Sow Gouye Gui. waaw la nit ñi doon dox. xëy na nag Gouye Gui mu woon ci beneen monde. tey Gouye Gui jël na combat boo xamante ni peut-être bëre woon ak man. ñu ñaar foofu ku ci génnoon. macha allah sa carrière day baax. da ngay man fa laay calculer. Papa Sow ak Gouye Gui bu ñu bëre woon ku ci am ndam sa carrière day rafet. effectivement ku ci am ndam da ngay bëree presque mën nga bëree premier lamb ji wala deuxième lamb ji ndax sa position da la koy may. lamb jooju të moo tax tey. yow nga am Siteu moom mu jël Reug. noonu la rek soit da ngay jël sans dépend rek waaw. alors parce que booy xool dafa daan Zoss daan Gouye Gui. Gouye Gui dem jëli nu mu tuuti comment il s'appelle Siteu. ak Siteu. booy xool. trio la moom foofu lay waxee. xam nga dafa am lu kale mbër yi actuellement Malick mooy logique bi Papa Sow wax. logique bi muy demee. bi muy demee wuñ ko dañ koy bàyyi xel moytu bi dafa bari et puis ragal bi aussi mooy su ma wàccee. waaw ci étage inférieur bi ñu daan ma damay gën a yàqu. donc je préfère jël kenn ci kaw. loolu affaire bi waaw loolu affaire bi c'est l'enjeu. léegi man comme ça safaan bu ñëwoon. bu doon safaan dafa ñëw sama côté. musiba naaru laay la. mais combat la boo xamante nii da nga war a def da nga war a def tout ba génn ci. loolu nag mais combat la xam risque la nag risque la mooy loolu nag mooy enjeu ak xoromu combat bi. parce que combat de relance la comme ni nga ko waxee et puis papa est resté presque depuis Baye Mandione ci nga gëj a am victoire. waaw ça fait presque 7 ans. 7 ans waaw 7 ans. moom Baye Mandione. waaw depuis Baye Mandione donc ça fait presque 7 ans yu nga xam ne. mi ngi à la quête d'une victoire. pour relancer waat carrière. ci 7 ans yi xëy na est-ce que am nga ci année boo toog bëriwul. année yu bëri toog nga ci 7 ans. 7 ans yi pratiquement buñ koy xool toog nga ci ñaata année blanche. 7 ans yi jàpp ni 5 ans yi wala 6 ans yëpp dama toog. da nga toog bëriwul. ay combat yu sooxee yooyu quoi. combat yu yàqoo. benn année blanche laa ci def mais yenn combat bi day yàqu muy tombé 4 ans wala 5 ans. 5 ans mais benn année blanche laa def muy daaw. lan mooy xam nga foofu lu ma bëgg a wax. Papa Sow Fass Papa Sow Parcelles expérience yooyu est-ce que du moo la dimbali li nga jot a jël ci Parcelles booy xool. gis naa ku jóg rek Papa Sow. ñu def ko ñoom seen doyen. waaw
élément fédérateur. waaw fédérateur waaw. maanaam est-ce que du loolu la gën a dimbali ci situation yenn yi. waaw loolu am na ci solo nag ndax bon àdduna moom du leen dul comportement. waaye. nit ki ni nga mel rek jàppee ko koo gis jàppee ni sax moo la gën ba mu lay won beneen jikko man noonu laay doxee nii su ma la xamee tey damay jël jikko yu baax yëpp jox la lépp lu baax damay jël jox la ndax ne damay bëgg maa yow bu ñuy ànd bés buy yàqu bu yàqoo ci man ndax nit ki booy doxalee noonu rek sa jafe-jafe du bëri si di nga bëri soppe di nga bëri xamee di nga bëri ñoo xamante ni dina la ñeme daal ba tax na daal Parcelles awma ci frontière ak benn xale moo xam ne tey jii tey boo wax doyen ñiy bëri ñëpp presque maa mag biir Parcelles ñiy bëri ñëpp waaw soo Moussa Diouf moo ci mag kon boog amul loo fa war a góndeek ak looy xëccoog looy njëkkante da ngay taxaw comme seen mag comme seen kilifa man noonu laa jàppee ñëpp ba pare xale yi joxaat ma cër bu ëpp boobu ma leen jox ma nekk Igri Fass aussi tamit nekk fa doom nekk fa lépp noonu laa comporté woon ñëpp yar am fa sympathie ñëpp yar ak teggin ak respect ak bëgg li may def mu laa nekkoon ak ñëpp dama daan gis mbër bu jógee écurie dootu du fa dese soppe dama gis nga jógee Fass mu mel ni ba léegi yaa nga fa waaw waaw mais bon mais xam nga aussi El Hadj Ngagne carrière bi dafa gudd si te les plus belles pages de sa carrière mi ngi ko bindee Fass waaw fi mu toll nii page bu vierge la ubbi waaw mooy page yu Jàmbaar Wrestling Academy mu bëgg ko remplir balaa muy bàyyi voilà donc pour tëj page bi il est partagé entre deux moom la ñuy wax nit bu nga xam ne tey bu doon jiw la da ngay dafa hybride mooy doo Fass doo Parcelles yaa ngi ci diggante waaw xam nga bon man tey fi ma juddoo ci Fass tey fi ñuy entraînement yi boo taxee ci bunt bi nii boo siggee jàkkaarloo yaa ngi jàkkaarloo clinique ñaa clinique ñaa fa laa juddoo boo taxee buntu Fass Colobane 3 boo taxee nii da ngay jéggi tali bi foofu laa juddoo clinique ñaa laa juddoo alors ci buntu fi muy entraîné fa laa juddoo en face dara dox kër Cheikh Mbacké waaw est-ce que waaw kër Cheikh Mbacké fa laa juddoo hasard amul mooy pur produit Fass pur enfant léegi Fass mu nekk ay milliers wala ay millions soppe yu bëgg Fass kenn gënu la kon tey ñaar ñeenti nit lu tax ma wax loo xamante ni dina ma yàqal milliers de personnes yooyu Fass jàmm laa seek ak supporters yi soppe yi ñëpp jàmm laa seek booy bëre ba léegi supporters yi la doon supporter Fass dañ lay topp loolu mënta deñ waaw loolu du deñ loolu du deñ très bien xam ne ay nit ñooy ànd ay bu ñu ànd tamit yàqu dina am waaye li mu la wax sànk rek fexeel bu mu yàqoo ci yow fexeel tey lu xew Fass foofu duggee ku nekk dina ma jox la waaye mbër gi ñaar gis loolu am solo il est les deux 4 personnes 3 personnes moom du ma yàqal un millier de personnes yooyu mooy la bindkat ba waxoon mu ne je ne suis plus un pays des dialobés distincts face à un Occident distinct je suis les deux analysant d'une tête froide ce que je dois lui prendre et ce qu'il faut que je lui laisse en contrepartie je suis les deux waaw ndaxte booba jóge na pays dialobé dem France am na culture française waaye am na culture pays dialobé mënta bàyyi lale mënta jël lii mënta bàyyi lay jël lee ñaar yëpp lay doon kon moom mënta génn Fass kenn mënu ko faa génn kenn mënu ko faa teree bokk waaye tamit Parcelles ga nga xam ni fa lay yeewoo seq ñëpp jàmm am fa ay am di jàmm kenn mënu ko tàggaleeg ñoom dëgg la c'est aussi simple que ça parce que aussi samay xarit man kenn boo ko tànnal samay xarit samay am di jàmm ak samay dëkkandoo kenn du ma indil jafe-jafe sama diggante ak ñoom te kenn du ma leen tànnal c'est très important très important carrière bi waaw nga àndoon ak sa grand frère dem ngeen ba bokk ay adversaire waaw muy Ousa di ko nuyu maa ngi dajeek moom Paris ndeysaan man it fekk naa ko fa dem naa ba seeti ji ko voilà fekk naa ko Paris moo ko Ousmane Toucouleur daje nañ fa vraiment maa ngi leen di nuyu ak boo yu bari ay xale bi dëkk Pikine nu mu tuuti ay xale bi dëkk Pikine waaye boo yooyu yëpp daje naa ak ñoom Paris ña nga Paris waaw ay cartouche ak yëpp booy bu xees bi nga xam ne booy bu xees booy kii waaye tooñaa la wala te sëram nekkoon ak ñun waaye booy bu bari xadar bi sax maa ngi ko fekk Paris ok voilà ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu boy naar léegi waaw mais nag affaire boy naar niñ ci ñëw dibiteri la yor boy naar saf loxo moom lañ ko tuddee léegi léegi boo demee Mantes la Jolie gars yi dañuy rang yàpp bi boy naar saf loxo waaw mais carrière boobu ngeen ànd yaag sa frère troisième bi carrière am defe naa mu jóg kii nu mu tuuti sa troisième frère bi Tafa Junior amoon na Maam Biram aussi voilà Maam Biram Maam Biram ok ñu fàttali tam seen papa dafa bëre muy non foofu moom bi muy wax affaire clinique ñaa xam naa bu demee di góor gi dina ko ne kër sëñ Cheikh Mbacké googu arène la woon
donc mbër bi naka doon. waaw loolu mosuma ko dégg. arène la woon maa ngi ko doog a dégg. arène la maa woon ngi ko doog a dégg. arène la woon. kii bu bëreewul woon tooñ. bu bëreewul woon tooñ foofu arène la woon. léegi carrière boobu la ñu bëgg nga revenir kan nan la ambiance bi newoon ci kër gi dem ba léegi yow rek yaa ci mbër mi. waaw bon xam nga ñun bon dañoo xàmmee ay champion daan fréquenté suñu kër muy sama ay wóolare paay. ay may màgg usage di màgg ba gis loolu dugg ci. bëgg ko dugg ci. ñu ni ñu màgg di ko topp ci mbapat yeeg géej ak lépp ñu ni ba dugg ci. ñuy dem ba bokk ay adversaire ñuy dem tamit ba yàlla pousse ma ñoom ñu nekk ci leneen man ma continuer carrière bi. loolu sant yàlla rek. ndax famille moom tout le temps boo gisee benn famille football kat seen papa wala seen maam ñëpp dañuy mën a football dañuy mën a football basket noonu quoi. effectivement noonu la quoi. waaw ca reen bala rek quoi. ci ren bala. doom yeeg yëpp adopté nañu ci loolu. non ci papa ngi préparé combat. waaw parce que léegi vous êtes des pères de famille. ambiance père de au famille départ ay célibataire ngeen woon. waaw. jabar yi ñëw doom yi ñëw. nan ngeen di dundee ambiance boobu. waaw mais bëgg nañ bëre. Allez. bëgg nañ bëre nii rek. waaw mais ñii football la ñuy def ñii boxe. mais Ok. carrière mbër moom gis amagul fa bokk. kenn amaatagul dootu kenn déedéet kenn amaatagul kiiwagul. non kenn alors kenn concentré wu ci. am na lu Père Ngagne wax léegi mu ne bi Papa Sow di bëre ak Tonnerre. Siteu moo bëre 3e combat. Quatrième combat. 4e combat kon dañuy indil Papa Sow ak Tonnerre ñu seetaan. Père Ngagne di wax ba léegi mi ngi fi ba léegi. foofu dóor xajoon na fa papa loolu nga def danga kaa risqué nde wóorul ñoom ñaar ñii ñëpp daawuñu bëri nii wala bu papa doon bëri papa jël na tànk Tonnerre Tonnerre ba tax papa bañ na Tonnerre papa ñu ngay bëre léegi mu jeex ñu ngay bëre xattar bi na ko la ilaha illallah xoola tànk ba da ko doon kal papa bëgg naa génn Tonnerre bañ na Tonnerre ngay door papa kal na ko ton daanu ko daanu ko papa ak papa jël na tànk ba papa jël na tànk ba ma ngi koy sotti Tonnerre bañ na mbota fay am waaw papa Sow bañ na ko daanu ko ba tey ak bi arrêté na combat bi wala arrêté wu ko Tonnerre def na lu ëpp ndaxte boo dee xool combat bi kaay leen ndaxte combat bi doy na waar dafa géey ñu ne nga génn géew Tonnerre warul woon dóor ñoom ñaar ñu ngi ci diggu géew bi Tonnerre a ngi ci diggu géew bi ñu indiwaat ko chute bi papa kal na ko waa fii la ñuy wax ndax 4 appuis naan déet fii bu dee 4 appuis la Papa Sow daan na Tonnerre bu dul arbitre bi dafa sifflé wul bu dee sifflé wul ñu continuer action bi danoo continuer action bi mais bu doon arbitre bi dafa arrêté fii combat bi ñu mën a jàpp ni 4 appuis la waaye léegi bi nu jógee voilà jóg nañu Papa Sow toog na fii Papa Sow toog na fii bi muy daan bu dee jël sax am na fi. waaw mi ngi noonu ba léegi benn genou bi mi ngi ci kaw benn genou Tonnerre waaw fii Tonnerre am na droit continuer bëri parce que arbitre bi sifflé gul voilà fii la arbitre bi sifflé Tonnerre dóor waaw lii du yoon waaye nanu xaar arbitre bi lan lay wax ñaar yooyu yëpp am na ci biir combat bi Papa Sow toog na Tonnerre def na 4 appuis lan la arbitre yi di décider arbitre yaa ngi noonu di waxtaan ci seen biir Papa Sow a ngi ci diggu géew bi Tonnerre a ngi ci diggu géew bi Papa Sow a ngi ci diggu géew bi Tonnerre mi ngi ci diggu géew bi arbitre yaa ngi waxtaan waaw bu saison bi ubbee tamit ak 4 appuis wala dara Papa Sow daan na Tonnerre dóor bi du yoon voilà merci beaucoup alors Papa Sow Tonnerre yaa ngi rappelé wu combat boobu. gis nga ko léegi. combat la bu nga xam ne aussi ba ngeen di daje ñëpp dañu ni combat bi
pratiquement c'est du 50-50 parce que ñaari ndaamal lañu. ñaari ndaamal match lañu ñaari fonceur lañu. ñaari bagarreur lañu ñaari mbër yu am yu daaju lañu. alors c'était un combat bu nga xam ni waajal nga ko ni nga ko war a waajale. waaw defe naa 26 mai la tombeel yooyu ah. 2010 26 mai 25 mai quelque chose comme ça. ndar la ma fekk quoi 2010. waaw 2010. 2010 Saint-Louis la ñuy fekkoon mu nekk foire des étudiants. dafa chaque mois de mai foofu noonu. ok ànd ak père ba dem foofu noonu. bàkkul étudiants yi yooyu quoi di nuyu waa université Gaston Berger yëpp nag. nuyu directeur bi ba ci kaw ba ci suuf bàyyiwul kenn ku lim da ngay jum waa Resso ñu ngi nuyu ñëpp quoi. fa la ma fekk ñuy seetaan ñëpp fekk muy bëre Yékini Junior bi combat bi jeexee ñu ñëpp kenn waxul nag ndax ku ne xam ne ni après ñoo war a ñëw. bi combat bi jeexee ñu toog nii ambiance combat dafa jeex ñëpp la teg. xam ne logique bi benn 5 minutes kii jaar nii kii jaar ndax boobu Tonnerre yàlla nga koy dimbali ci làmb ju baax a baax muy daan ay jël yu rëy def ay affaire yu macha allah gars yi ñi jikoon stade nag tuuti même matul 10 minutes ñu may woo sa waay mu ne waaw làmb ji yëpp nag ñëpp a ngi wàcc ci suuf Demba Diop préparé wu yàlla def ma ñibbisi quelques jours wala ay 1 mois ma dajeek Ipo Ngari mu ne ma déwén yaag Tonnerre bëre dama nga entraîné moo commencé préparer combat bi mois de mai wala mi-juin laa commencé préparer combat bi bu ñu bëreel le 9 novembre xam nga su ma jumbalee xamante ni may dem ci combat bi xamoon naa ni ala kuliyaal xanaa yàlla moom mooy may mais ala kuliyaal moom c'était sûr de moi. pourquoi nga wóolu woon sa bopp moment boobu da nga entraîné ba yëg ni am nga doole. macha allah dama entraîné ci côté bopp. am doole am physique techniquement tactiquement ma pare ko. alors bi nga ñëwee tactiquement lan nga ko imposer ba daan ko noonu. mooy li ma bëree moom rek. dama xam lu mu mënee. nga xañ ko. xam ne tamit néewul doole. noo xaw a tool ay centre de gravité lépp ma sóoraale ko. ay centre de gravité yi. yëpp ma sóoraale ko ci combat bi. te xam ne am na nag saay boo xamante ne tamit doo ko dévoiler mais da nga koy denc sa biir. xam naa ne bu ñu demee ba ci biir combat bi dinaa ko indi ci lii. bu indee ci lii fii lii la ñuy dem ma def lii waaw. juumloo ko daal boobu Tonnerre dafa am uppercut. ma ne su ma dawee dëggu si ay tànkam day dëpp ak day def yëpp wóorul dinaa ko jéem a jàpp ci kaw su ma ko jàppee dina ma jéem a dégager. ma fatt côté droite bi nelaw loo ko mu nelaw ma ne su nelawee day yaakaar ni dañuy bëree ci loxo yi ma bëri ci tànk yi. parce que da ngeen bëri circonférence. waaw cercle ma kol ma ko waaw. cercle ngeen bëri. boobu moom mi ngi xool rek pour dégager ma. ma bloqué. waaw ma bloqué main droite bi ndax it loolu su ma doon loxo bi dafa diis. dafa diis ma bloqué main droite bi rek moom boobu xalaatu lu rek. lu mu am trou bu ndaw mu am rek pour dégager rocc rek dóor pour dégager. nga xañ ko ko waaw ma xañ ko ba benn instant mel ni ku yolomal xam naa ni boobu mu ngi nelaw ba yëngatu rek mu def réaction ma kol ma ko mu daanu. waaw xam nga ñoom ñaar dañu bëri ci benn cercle. gisoo recul gisoo dara. cercle la ñu bëree. cercle la ñu bëree. loo tax bëree ba neex. coow la ca am sax looloo ko indi. parce que centre de gravité moo baax. moo baax il faut que pour nga déséquilibrer sa faut que arbitre vigilant. heureusement que l'arbitre était vigilant. waaw était vigilant. mu nekk une belle victoire mais combat la derby bu neexoon la. waaw derby bu neexoon la vraiment. alors am na combat bu metti sa ban combat moo gën metti. am na combat yu metti de mais si mujj yi gën a metti moom Tafa Bambara bokk na ci. Tafa Boy Bambara. bokk na ci waaw. bokk na ci à l'usure la. à l'usure combat bu yàgg bëri ba deuxième mi-temps ba mi-temps ñu noppal deuxième mi-temps. à l'usure ci lay doog a jeex waaw. yaa Khalifa Ngiraan metti woon na trop. ci man la metti loolu. voilà combat boobu laa bëgg ñu. combat bu ci man la metti leen ni papa tamit day encaissé. ndax dafa maa noggatu. damaa song yu baaxul ma bañ mu wër ma ndomb fi ma jàpp baaxul. waaye nag ci la téye. su xàccee ma war a ñëw mu mel ne kuy xàcc ma bañ rek. Khalifa était intelligent. oui. boobu li nga encaissé sa kanam gi bari na. non bi mu jeexee noonu xam nga doo ko gis. mais bi ñu demee dafa Iba Mar la woon. am benn grand bu naan dan gis nga dóor yi metti quoi moom après daf ma topp di ma corné ba saam. di ma corné ba taxaw mu taxaw. am nga jom am teel ci lii. dóor yi la dóor tey moom lii moom am reet ndax dóor yi metti quoi. wallaay dafa dóor yi nag daf ma jekku. xanaa du Dan Diop. soit Dan Diop. dan black and white. Dan waaw Dan Diop.
non pas Dan Diop. Dan Ah, Diop du Dan. mooy dan rakku ministre bi ah. pas Dan Diop. ah du daan am na dan bu ñuul. ok, daan am ok. ñoom Aziz Ndiaye. ok way waaw daan waaw. daan ok. te bëggoon làmb nii rek. ndeysaan mu yërëm la rek. waaw moom nekk nit ku baax ma koy nuyu au passage aussi ah. grand xam nga lu baax kenn du ko fàtte. waaw. ba barki démb damay seetaan mbër yi ñuy wax bay reetaan quoi di kaañu. di léeg-léeg ñu dóor la dóor yi nga xam ne doo boo demee sa kër doo sàqami. di nga toog ay fan doo mën a sàqami ay ruy ngay naan rek yu mel madame noonu. di madame léeg-léeg nga tëdd ba guddi madame. waaw ñu tàngalal la ndox ak yooyu di dàmp kanam gi. day metti. waaw nga yeewu lépp suulu. mais lamb dafa métti. Moom laay wax jox ma digganteem ak Khalifa Ngiraan ñu dellu siwaat ci plateau bi. indi nga lu yàgg. mbokk yi arbitre bi mi ngi waaj a sifflé diggante Khalifa Ngiraan ak Papa Sow ku nekk ngëp nga sa nen moytu leen nen bi bañ a toj de ku sa nen tojul waaru nga Papa sànni na ndox bi Khalifa Ngiraan moom nen la toj ñi ngi léewtoo waaye léewtoo bi gaaw na xeex la Papa jël na ko Papa Khalifa ñoom ñaar ku ci nekk Khalifa Ngiraan mi ngi sukk bëgg a daan wéyale na Papa Sow ña ngay bëre suuf ña ngay bëre suuf ña ngay bëre suuf ndax jël Khalifa Ngiraan a ngi dóor nee na nu jël amagul de nee na nu jël amagul prise bi nee na nu jël amagul ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi sànni sa morom ñoom ñaar metti na Khalifa Ngiraan ak Papa Sow wéyale bi ku nekk ci ngemb la laa ilaaha illallah wan nañ leen ginnaaw ca kanam ñi ngay dóorante Papa Sow daan na Papa Sow daan na waaye deret gi bari na ci kanam gi Papa Sow daan na waaye deret gi bari na ci kanam gi ma ni combat bi metti na waaw mënul yomb ndax combat bi boo gisee xëy na defuñu dara dama jóge si defet fii ma ñëw gérer combat bi bëri ko daan rek am solo yàlla may na ma dem si kawam nag. alors gis ngeen ko noonu mu nekk combat bu métti woon parce que lu ci bari ci suuf ngeen ko bëre na suuf ngeen ko bëre grand bi bloqué la rek léegi mu ñam kanam waaw di ñam waaw day fàqar ma ñëw wala mu bipp mel ne kuy fàqar may bañ résister rek mu delloo waaw ba bi nga paree sax bi ñu lay jël boobu kanam gi yëpp métti woon na trop métti woon na trop xam nga donc ça veut dire que tey c'est-à-dire boo gisee ma indi combat boobu c'est pour ñu bàyyi xel ni ku yaakaar ni mën ngaa dóor papa ba mu sàqi wala nga dóor ko ba mu bàyyi yaa ngi nax sa bopp xam nga Khalifa dafa amoon expérience mbër yi gënoon yeewu la bokk ba pare am vivacité am rapidité ba pare Khalifa dafa gaaw xoolal combat ba bàcc seras pare soxor waaw dafa soxor ba pare nag soxor gi newul ci comportement am ci biir géew dafa laabiir bandi géew Khalifa dafa laabiir bandi géew la voilà mook bàcc seras ngi seen combat nu mu demee gis nga combat am ak Papa Sow moo tax indi nga archive boo xam ne je veux que ñuy jëliwaat lu bari aussi lu bari xam nga lu indi loolu da nga indi ko am carrière moo tax voilà xam nga parfois du ma yor kayit mais tey dama yor kayit waaw parce que da ngay indi ko am carrière parce que foog nga visiter parce que tey génn naa benn bouquet boo xam ne xaw ma kan laa koy jox ci booy yi mu yor ko xanaa Mamadi ak yooyu waaw Mamadi mais génn naa bouquet boo xam ne booy boobu saa yi ma ko génnee rek mbër mu def plus de 20 ans la wala 20 ans wala 18 ans waaw bu ma ko génnee rek il faut nga dépoussiérer su ma ko génnee rek c'est parce que def nga 20 ans ci làmb 18 ans ci làmb voilà et ça démontre encore maanaam li mu doon wax ci biir signature bi mu ni mag mu nga xam ne da nga am maanaam de manière générale hygiène de vie donc hygiène de vie moom mooy secret wu longévité sportive papa 20 ans de carrière c'est pas un jour c'est pas 20 jours mu am ay haut am ay bas am ay métti am ay bànneex loolu yëpp nga dund ko di ko gérer pendant 20 ans alors comment tey ngay wax la jeune génération gérer une carrière pour mu mën a yàgg de cette waaw du nekk lu yomb ndax carrière boo ko bëggee gérer un succès bi ngay njëkk a jël teg fële bul xool succès boo commencé sa départ carrière bul xool succès bul xool xaalis dafa plan de carrière damay jaar ci Malick
jaar ci Père Ngagne jaar ci Papa Gueye jaar ci Moustapha jaar ci ba tegu boo tegoo fi nga war a tegu rek xaalis bi dina ñëw si di nga mën a gérer succès bi li garaaw mooy salaamaaleykum maaleykum salaam 2 combats am ñaar ñu lay woo téléphone champion na nga def rek nga ne champion la forom ñaar la koñ bi léegi xam nga léegi moom mbër boo bëreegul sax nekk ci koñ bi rek def nii champion la lay woo commencé waaw weeg di kii dënn ak ñu ne la star bi il faut nga wàcc sur terre nekk ko xamante ne da nga naan li ma dugal ci làmb mooy dama dugg ci sport en général dama dugg ci sport pour carrière dama dugg ci sport pour am teraanga ëllëg dama dugg sport pour li nga xamante ni tey lu ñuy faj boole ma ci wala lu ñuy wax ci réew mi boole ma ci noonu nga duggee ci sport ba tax xam nga di nga toll foo xamante ni lépp dala yomb nag yoon bu baax bi day nekk nii yoon bon bi nekk nii lépp lay sourire de waaw lépp lay ubbeeku mais nag yaay xool fi ngay teg sa tànk ndax boo toppee fu neex bi moom mooy carrière 5 ans ngay def 3 ans ñu fàtte la te neewoon fa mu war a nekk rek tegu ci yoon moom mën naa bëree bu amul ay blessure mën naa bëree 25 ans ndax sport de combat gérer ko dafa neex bokkul ak tubaab yi nga xamante ni à l'âge de 12-13 ans lañu commencé di compétir chaque at ñi def ay championnat def ay nangam booy am 30 ans day fekk nga épuisé sa yaram bi day sa yaram li ko yenn moo bëri waaw ba si mbëru simple rek mbëru simple boo xam ne da ngaa bëgg xaalis trop foo dégg drapeau dem doo bëri 6 ans 7 ans déedéet bu avant nga egg carrière 7 ans sax sonn nga muscle yooyu bàyyi ndax tey yaa ngi ñoo joor suba yaa ngi fee gannaaw suba yaa ngi nangaan yaa ngi Dakar yaa ngi fii voyage doo ko yëg lamb bi guddee coono yi doo ko yëg ci xale mais boo taxalee tuuti rek day jeex da ngay jékki-jékki yow dootoo amati doole naan da laa liggéey nangam fekk da sa yaram bi nga tas donc muy d'abord gérer nombre de combats yi ngay bëre gérer entraînement mais aussi am na lu am solo muy la récupération ak l'alimentation loolu tamit loolu surtout récupération moom duma ko fooye moo nekkee combat ou pas combat moo demee damay entraîner tous les jours combat ou pas combat su ma entraîner su ma ñëw su ma lekkee ak boo ma doon may àdduna ma récupérer damay récupérer booy damay wàññi sax mais damay tëdd récupérer après dox li ma war a dox bu ngoonee su ma war a dem entraînement damay dem sama heure tëdd bu jotee tamit damay ñibbi dem tëdd c'est important xale yi donc dégg ngeen mbir mi amul secret mooy liggéey teel a tëdd di lekk lu baax tamit lekk lu baax parce que gars yi tamit lekk gu baax gi mooy problème bi parfois waaw gars yi bon xam nga Sénégal tamit tey bu ma la seet woon sa kër nga def crudité lakk sa jën wala lakk sa ginaar nga naan xoolal Malick bu nit bi xam ne Malick ay baadoo la wallaay mooy lakkal yi jën mooy lakkal jën dama jox ay saal mu mel ne lëkk wala mu mel ne xar te or que ni loolu mooy lekk bi gën ci yow mooy lekk bi gën ci yow mais bëgg ñun def ceeb bu niin bat wala yàpp bu xonk cur boo xamante ni mën na am yow xale boo ko lekkee sax doo yeewu suba wala boo yeewoo suba it bu duuf réanimation nga yeewoo boo ñu xool ñuy lekkee quoi. lu ñuy lekk. alimentation bi c'est important. parce que manger sunu papa yu mbër yi am feebar yëpp mooy bu njëkk ba. yàpp rek tous les jours abonnement tous les jours dibi. am na benn mbër ma déggoon dañ koy aboneel yàpp 1 an. une année dañ koy aboneel dibiteri mu am foofu ku xamante ne kilo libre wala ñaari kilo yàpp. vrai parce que mais yooyu booba après day feeñ ci yow. papa booba kër dollar a xew. ak Kër Baye Mbarik. Kër Baye Mbarik après ci la dibiteri riche ñang ñëw. mu doon rendez-vous ba. parce que bu yàgg mbër dibi chauffeur yam yàpp rek. mbër dibi. waaye nag laal na leen waaye yàpp melul woon ni mu mel léegi. parce que booba yàpp dibiteri tàpp lay doon. xaru tàpp yi. booba naaree fi ne. ok voilà naaree fi ne mais mbër dibi moom loolu li mu wax il a raison. waaw Kër Baye Mbarik bu làmba tasee 21h. bon même amateurs yi. dañ daan invité. ñu dajee dibiteri kaay Baye Mbarik ñaari tali. kër Baye Mbarik papu Babacar Fall. bala rue 3 angle Blaise Diagne kër dollar. waaw foofu moo doon grand place. door sa yàpp bu baax après naan sa litre coca yaakaar yaa ca nekk fekk yaa ngi rey sa bopp. am naa sama benn góor gu ma ni mën na maanaam fanweeri at a ngi nii fàttaliku ma fu ma reere lu dul dibi. ah xoolal loolu. mais paa bi nag dibee ko mujj bàyyi. ah non bébé dafa amee gut maa ngi koy nuyu. allez merci beaucoup en tout cas damay indiwaat ñaari combat parce que temps bi mi ngi ñuy commencé xot diggante Zos ak Papa Sow ak diggante Bathie Seras ak Papa Sow ñaari combat yooyu nga may jumeleel ñu indi ko parce que loolu am na lu bari luñ ci mën a waxtaane ñoom ñaar delluwaat nañu di léewtoo 4 minutes bëreegum nañ ko te dara laalantu wu
ndeysaan stade baa ngi ni selaw tëggkat ak woykat rek ngay dégg géwél yi rek gaa yi mën a werante yi ci grand place yi nee na nu miig da ngay gis ku jënd billet mbaar bi bis na nga génn stade dem toog ci ginnaaw bañ a seetaan xobee am na ñoo xam ne tëju nañu seen i biir néeg bi ñu déglu rajo yaa bi moo leen ci intéressé yaa bi ci mbedd bi Zos Papa Sow dafa mel ni jëli na de. xam na li mu indi da ko bëgg a tàll loolu loxo pour filer ko. Papa Sow Zos. mais Zos a ngi mel ni ku gisul Papa di ko natt. waaw ci la dem. xale yi gis nga Papa ni mu changé bëri. waaw Papa da daan ñëw bëri ko. non defet baa tax defet bi mu am ci nees. ci nees. musu nag avertir nañ la 2 fois. kon ñaari yoon a ngi noonu. ñaari avertissement ngi noonu. xanaa da ngeen bëri nag par force. parce que bu ngeen moytuwul du ngeen am reliquat. kon nañu taxaw bëri nag mooy dëgg. mais sax fu muy def nii. Zos Papa Sow. bu ngeen bëree de bu ngeen jàppoo de. ndeysaan ñoom ñaar. Papa Sow Zos a ngi dóor. Zos ñu ngi ci biti. ñoom ñaar dina neex. administre waat na léegi di ngeen bëri. par force. léegi di ngeen bëri. bu leen avertir raté seen xaalis yi des ko bëri. léegi di ngeen bëri Zos bëgg naa jàpp. Papa Sow. mi ngi arrière. Papa Sow ngi arrière. Zos doon na door jël nañ ko daan nañ ko. daan nañ ko. Papa Sow daan na la. Papa Sow daan na la. am na lu bu yor ci loxo bi luy niroog socc mi ngi topp Papa Sow ñoom ñaar laalante nanu foofu contact célébé yoon boo xamante ni Bathie Seras moom la yor ma koy won Papa Sow Bathie Seras mépp na Papa dóor na waaye dalul Papa dóor na Bathie dóor na ñoom ñaar ñi ngi dóorante Bathie Seras Papa Sow a ngi topp Bathie Seras Papa Sow mi ngi topp Bathie Seras waaye saa su ne Bathie ngi dóor Bathie ngi dóor Papa ngi dóor Bathie ngi dóor Papa ngi dóor Bathie ngi dóor Papa ngi dóor ndax fan la ñuy dem ndax dañuy songoo ci biir jàppanteegunu laay la laa Bathie ngi dóor Papa ngi dóor arrêté waat nanu dóor ya daje nanu foofu lu ne nga fa woon xattar bee nga fa woon boto nga fa woon Bathie ngi dóor ci suuf taalal na baaraam yi mel na li lu bëgg a dóor Papa Sow mi ngi koy topp di dóor Bathie Papa bëgg na jël waaye Bathie bañ na Papa Sow a ngi dóor Papa Sow a ngi dóor Papa Sow a ngi dóor Bathie Seras daanu na Papa Sow dóor na Bathie Seras mu daanu Papa Sow daaneel na ko doole jee fa feeñ. voilà donc gis ngeen ko Papa Sow Zos Papa Sow Bathie Seras donc loolu dafay fàttali ni. Papa maanaam carrière am dugg na sax ci kalaaf. benn anecdote laa lay wax. waaw kalaaf na. waaw bennal na. waaw rampe na. waaw jóge na ci ay moroomam. waaw bëre ak ay magam bëre ak ay rakam toute une carrière bien remplie. ak ñi mu maaseel. benn anecdote laa lay wax. Bécaye daf ma invité. man moom Bathie Seras. ak Baye Mandione. Modou Lo ak Modou Lo waaw. ma ne Bathie Seras Papa Sow mi ak Modou Lo jël leen léegi. mu ne meddu melentaan
bëtu tan jël na meddu melentaan yàlla def nag ba ñu boole leen keroog laa commentaire boo xam ne dama indiwaat parce que tontu wu bokk keroog laa ko tontu nag fekk avant loolu fexe naa ba ñu daje mbapat ñoom ñaar Assane Diouf keroog biraay may na xaalis kii bàcc seras moo tax combat bii nga indi tey dafa révélé lu bari ci man ci carrière am ma seetaan ko mook bàcc seras bon di ko ñaanal yàlla moom it yàlla wéral cëram waaw yàlla xale bu intelligent xale boo xam ne il est ambitieux yii ma gis ngeen koy dox léegi bu fekkoon mu nekk en activité xale bu am jomo ngoogu mooy bàcc seras ak dignité voilà kay papa voilà parce que nekk na si problème santé mais kenn déggu ko mu yóbbu parce que nitu jom la nitu fulla la nitu fayda la mu nekk xale bu nga xam ne man tamit dafa am jaar-jaar yu ma jaar ak moom ba keroog bi muy génn jour bu muy génn prison ma dem di ko jëli ji fekk papaam toog julli ba pare ma ni papa tey lay génn mu ni ma nga ni ma ni ko léegi décision bi fekk la fekk dama def émission am lu bari lu ma wax ci moom lundi laa ko def mu ni ma kaso bi xaw naa toj lundi bi nga defee émission comme lundi tey bi mardi mercredi ñu bàyyi ko ñu woo ma tribunal ni ma papa Sow nu mu tuddati sawaay dañ koy bàyyi bàcc seras ñu ni ma ñëwal gaaw bi ma ñëwee tribunal bi ñuy indi décision bi koy génnee fa la ma fekk macha allah bi mu génnee ma jël ko ñu waxtaan lu bari bàcc ma koy nuyu au passage mu nekk tamit mbër bu nga xam ni dafa marqué carrière am marqué empreinte am cote de popularité bu nga xam ni fu mbër doon toll ci popularité ak ci succès toll na fa fu mbër doon toll ci jàmbaar toll na fa te guddul réyul tollul ni gaañi mais jomam ak fitam ak fulam ak faydaam moo ko yóbbu fépp ba mu bind carrière bi mu bind donc bëre nga ak moom bëre nga ak Zos ñoom ñaar ñëpp daan nga leen waaw ñu ñaan Bathie Seras rek yàlla gën a wëral cër yi nekkaat ci ay occupation am quoi di nuyu Zos suñu doomu ndey boobu suñu partenaire jantal bro la moom waaw di leen jaajëfal waaw di wax ni bon man suma carrière moom damay sant yàlla rek fu nu tëggal champion rek tëggal na fu ma bëri stade Ndakaaru yëpp nag wallaahi tëgg naa Ibimar Issa Diop Demba Diop Léopold Amadou Bari fu nit di bëri rek yàlla def na ma sëgg fu bëri Assane Diouf lépp kon alhamdulilah rabbil alamin laay wax ëllëg arène nationale tamit bu ñu yàlla may talak fekkee it dinaa fa bëri nam ma ngeen ko arène non bëgg naa ko kii laala goo ko de waaw bëgg naa ko bëgg naa ñëw lu muy saf alors c'est vrai donc ça veut dire que carrière bu riche la am te adversaire yi mu bëreel yëpp bi muy bëree ak ñoom booba seen tolluwaay ak seen coow eggoon na fu nga xam ne pression bi Siteu di la teg ba ngay bëree ak Bathie Seras bu ko raw am nga ko parce que Siteu safara la woon Bathie Seras ndax ñooñu ñoo ma rawoon ci làmb waaw amoon coow lool Bathie Seras muy Zos muy Boy Sey mooy ñooñu ñëpp ñoo ma rawoon ci làmb am coow li ñu fayeku ma ko lépp waaw mais nag bon ñëw rek indi jom waaw am loo xamante ne indi safara boo nekkee ci écurie moom di ko wane ak di bëreeg ñenn ñi di ci muy demee ñenn ñi da ngay yaakaar ni yaa man boobu man pour man maa mën ci Sénégal et puis Tafa Gueye dëkk doon wax daf ni man papa bu ma ko entraîné ba pare ba mu dem ba dongali sama xel day dal waaw bon xam man sama carrière boobu noonu yàlla daf ma boole nag benn entraîneur bu naan Moussa Fall waaw ñu ngi koy nuyu depuis la France Moussa Fall Paris muy ci fin gala bi wala après gala bi yàlla dimbali ma nag kuy jàppale sportif yi may dem ci centre ñoom mooy centre IAF bi ngay dégg IAF bi may entraîné ak ñoom boobaa damay entraîné comme haut niveau entraîné comme seen programme laay entraîné kon par force ñi may bëreel maa ngi ëpp doole maa ngi ëpp physique maa ngi ëpp mobilité vivacité parce que lépp dañ la koy travailler waaw da nga may entraîné comme ñiy daw 100 mètres comme ñiy daw 200 comme ñiy def 400 damay entraîné seen ay programme lay entraîné ma Balla Gaye ba mu fa demee gis ngeen lañ ko teg mooy bi mu demee CNEPS de Paris loolu dimbaloon ma ci trop ba nga xamante nii da ngay yëg sa bopp entraîné ba ngay wàccu de yëg sa bopp mu nekk pendant 8 ans wala 7 ans ci ñoo xamante ne tamit amoon na fa benn ñag bu naan Anthony boo xamante ne bu yóbbee athlète Jeux olympiques day gis day jël ay 4e bu demee champion du monde dina jël ay 4e def nga fa ñaata kii CNEPS bi pas CNEPS INSEPS non pas INSEPS IAF mooy li représente Père Diack nu mu tudd Lamine Diack jëlee woon Jaba ko yor installé ko fii ay amul Jaba ko yor installé ko fi Sénégal ak am Jaba maa ngi koy nuyu grand bu bien
maa ngi koy nuyu installé ko fii nag ko yor. Moussa Fall newoon Moussa Fall foofu nekk noonu fi, waaw. bay ñëw nekk sama kër su ma ñëwee ànd ak ñoom entraîné ñi baat sama kër fekk naa la Léopold Senghor ñu lay dawloo ay 100 mètres yu métti. si doon entraîné comme comme athlète da ngay dem ba yaakaar ni yow kii entraînement bi mu lay teg mooy la ma ëmb seen waxoon. ni ma mais ñii li ñu may entraîné loolu lu mu doon man du ma athlète man mbër la. donc c'est important nga am. explosivité boobu explosivité boo tax na yow tey jii. benn graisse doo ko am booy ñëw. non da ngay am doole. muscle da ngay am doole lépp muscle lay nekk doo ragal dara. doo faale dara. alors ñu ngi doon wax léegi ci feebaru Bathie Seras mu ubbi benn parenthèse muy la santé des lutteurs. parce que ñu ci bari bu ñu nekk en activité amaana du ñu yëg lu bari mais bu ñu commencé décrocher wala ñu commencé jëm mag seen yaram lépp lu ñu ko yernoon da koy commencé di feeñ la prise en charge côté boobu ak naka la ñu war a def ba préserver santé lutteur pendant et avant sa carrière. waaw loolu moom lu yomb la pour man li ñu commencé woon fa laay ñëwaat rek mooy dañuy dajaloo monde lamb dañuy dajaloo bu ñu dajaloowee mooy li ma leen wax sànq naa dem xaw naa la ci boros mutuelle de santé bi pour ñu def ko am na loo xam ne boo ko bëggee def yow kese mënul nekk. mutuelle de santé état rek moo la mën a jàppale. mutualisation. muy les charges. d'accord muy les lutteurs en activité ñaari association yëpp li ñu bëgg a def mun ñu ko defal ñoom kese ndax cotisation ñu ñëpp ñuy cotiser mënul faj mindeef ndax mu ñu dëkk ci ket. war nañ dépasser monde ket mooy tey bu monde ket mooy monde informel nga war a jóge ci informel dem ci formel léegi li ñu war a def xam mooy lan licence 10 000 la woon wàññi nañ ko 5 000 lii nag sama xalaatu Garga 2 la. mu ne ma licence 10 000 yi nañ ko indiwaat 10 000. bëri dagg licence 10 000 ñu jël 5 000 francs boobu noonu loolu ko ci santé mbër bu nekk am carte mutuelle yaag sa famille yëpp yóbbaale ku ci bëgg a bokk muy promoteur bi muy amaat muy manager bi muy entraîneur muy ñëpp. mbër buy bëre jël ci yow 1%. boo commencé 100 000 francs ba 15 millions ñu jël ci yow 1%. boo jugee 15 millions ba 100 millions jël ci yow 0,5 pour ñii mën a dimbali ñee. boobaa nañu ànd ak état ànd ak ñëpp dugg ci liggéey bi ànd ak ministre des sports mu dem ci ministère de la santé ñu xool lu ñuy jàppale ñu dugg mutuelle ñëpp mën a faju ndax it bu ñu ndax suñu bopp. cotisation yooyu dafa war a am certes amul tax fan la war a amee. sa mbir moom boo cay bokk foog nga bokkee ci dara. waaw cotisation foog mu am non pas cotisation le mutuelle moom il faut ñu def ko côté bu formel. jël xaalis bi di koy verser CNG ku am combat ñu dagg la 1%. loolu bu ko defee boo waree faju wala sa jabar wala sa doom. nga am sa carte nga dem nga faju cotisation mënta ñàkk ci ay ñuy ànd association. mais cotisation xam fan la war a nekk. ku am ngénte ku am takk ku am dëj wala ku nekk. social dara waaw yoon teg la loxo ci loo xamante ne nii nag du jaay yàmba. du viol du agression ñu mën la see jàppale. mais bu nee chaque fii ba 2091 ñu bëgg a dajale ay xaalis nan dimbali diw ndax ñëpp a feebar dimbali boobu nañ ko jël teg ko fi ñu ko war a teg. mutualisation teg ko fi ñu ko war a teg. loolu lay wax ji. lii du sama xalaat. lii xalaatu Garga 2 la moo ma ko wax ma rafetlu ko lool te man pare naa pour jënd carte mutuelle yooyu bu amee ba nekk loo xamante ni loxo ci loxo yu nguur lay nekk ma bokk ca loolu su may bëree mënu ma dagg ndax bu la mënti dagg it bu demee du ma 300 000 wala gën ko bëri 500 000 francs loolu nag nañ ci bokk cotiser ci mais yàlla buñ ko jariñoo yàlla bu suñu njaboot ga jariñoo mais nañ ci bokk. amoon na fi président Abdoulaye Wade. lancé woon na ko ak 2 milliards. waaw ba ngeen wutoon siège. je pense que état bi aussi état continuité la. na leen jàppale. ci loolu. ngeen reprendre loolu. mu may leen doole. ngeen wut mutuelle de santé. te loolu président Abdoulaye Wade waxoon na ko ba digal leen 2 milliards. mais état continuité la ñoom Khadim Gadiaga ñoo nekkoon ci lancé boobu ak Kayre. nañ ci sóobuwaat li nga wax rek ànd rek la. jaxasoo la nekk benn say. xeex ak li ngeen war a xeex. alors balaa ñuy tëj dem ñuy may ñaari combat muy diggante Papa Sow ak Baye Mandione boobu mooy dernier combat bu mu mujjee am victoire ak Papa Sow ak Paul Maurice. Baye Mandione mépp na Baye Mandione mépp na Baye Mandione mépp na bëgg a dóor waaye dóorul Papa Sow nee na ko duma arrière Baye Mandione ak Papa Sow seen combat dina metti Papa Sow jël na Baye Mandione Papa Sow jël na Baye Mandione Papa Sow wër na ndoom ba Baye Mandione nu mu koy def galgal ba ñu ay Papa Sow daan na Baye Mandione Papa Sow daan na Baye Mandione
Papa Sow daan na Baye Mandione jël bi rëy na. mën a taxaw ak Leewtoo moo ko yëgale ak song. Papa dugg na ci garde Paul sànni benn direct waaye dalul. ah Modou Lo beneen affaire poule bi moom jàpp naa ni c'est la poule la plus relevée techniquement parlant. c'est une poule de charme. waaw poule de charme la ah Papa Sow Paul Maurice Papa Sow yanu na Paul Maurice daan rek nee na ki ci topp 5 minutes 10 secondes. dégg na la ko ma nga waxoon gis bi jël dégg na la ko bay koy waxoon te pourtant glissé na dégg na la ko bay koy waxoon ba mu daanu oh daw na kott Balla Diouf daw na kott Balla Diouf lay la dañuy wax rek ne Fass may seen njig lay nekkee Papa Sow waaw affaire moom il faut arène nationale il faut arène nationale ndax lii warul préparer sa combat lii waral la yàqal xam nga dafa grave quoi. merci père. mais papa li nga bëre rëy la tey. waaw dañuy jàng rek. ku la entraîné. dañuy jàng rek équipe Fass ñoo ma tàggat ma entraîné dégg ndigal ñëw tey xam rek. dana bay ngay waxoon dégg ko. waaw équipe Fass yëpp damay profité di remercier équipe Fass yëpp président Mor Ndiaye Abbas Fass yëpp ab képp koo xam ne yaa ngi sonn ci man sama grand yi may dimbali Oscar Djili Niang boo limee sax da ngay juum quoi sama papa nag maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi sant sama papa bu baax. Gaston Mbengue nag. waaw ak Gaston ñu ngi sant yàlla. voilà Papa Sow dem na ci arbitre yi yëkkati loxoom. combat baa ngi noonu. gis ngeen ko da koo takk yëkkati tóor ci suuf oh la 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 Papa Sow. Moustapha teel micro bi. Papa combat baa ngoog. salaamaaleykum mbokk Sénégal. commentel ma combat bi après ñu waxtaan. fii tam dafa déséquilibré wu. gis quoi fii dafa may ñëw ma koy jël glissé quoi xam nga affaire dafa tax. waaye. après. waaw li liggéey rek sant yàlla quoi. voilà merci beaucoup donc gis nañu ñaari combat yooyu donc dernière victoire am mooy digganteem ak Baye Mandione léegi le problème mooy démarrer. ñu démarrer waaw. comment selon Papa Sow en 2 minutes. waaw man sama xalaat mooy bu ñu ragal huis clos bi huis clos nag bu ñu ko waxee huis clos ndax àdduna toll foofu ndax maa ngi dégg nan jël ay 5000 places ak non huis clos la na lijjanti huis clos ba pare bu mën a bëre ñu doog a xool li ci war a topp. mais nañ xool naka la ñu war fas yéene bëre te it pour man ragaluma huis clos bi état bu ñu subventionné nga jaayee pay-per-view ak sa quelques sponsors da nga ciy génn mais tey jamono toll foo xamante nii damay def 50 millions pour am 75 millions non du loolu boo defee 50 millions sa 50 millions génnaan boo si amee 6 millions 7 millions 10 millions xamal ni àdduna moo toll noonu loolu laay wax te it monde làmb man am na xam ne ragaluma ko am na projet yoo xamante nii yaakaar naa ne bu ci état duggee ñu def ko ensemble. ñëpp dinañ bëri déwén ñëpp war nañ mën a bëri crème mu làmb jeeg ñu topp ci crème ba ci suuf mais xëy na samay ay projet la yoo xamante nii xëy na dañ ci gën a waxtaanaat. man ñeme naa loolu ba ku nekk roi des arènes ñu fay la 200 ba 250 millions ci projet boobu noonu. organiser ko waaw. te yaa ngi ci. mbër yëpp a ngi ci. promoteur yëpp ñëpp a ngi ci mais lu ñu toog waxtaan la wallaay Azim. sa kàddu gu mujj balaa ñuy yëgati jotaay waaw comme gars yi ñu ngi ci taxaw sunu kàddu bu mujj rek ñu jongoro waaw si kàddu bu mujj rek ñu ngi jégalu nag ci temps bi xoj di jaajëfal Alaaji Malick di la jaajëf sama papa di Alaaji Ngañ di wax ni kontaan naa trop ci invitation bi toog ak yéen di remercier képp koo xamante ni yaa ngi seetaan ITV di nuyu sama waa kër samay mbokk samay xarit sama am di jàmm di nuyu sama papa ji muy père ba di nuyu Abou Gueye Seri Thiané Faye grand Oscar grand Djili grand Yves Diaw bu Faas maa ngi nuyu ñëpp ku lim da ngay jum maa ngi nuyu ñëpp di jaajëfal ñëpp di nuyu Papa Gueye ma àndal fii ak Moussa Faas suma doom am na den wax ni daal yàlla nañ ci yàlla yóbbu ba ñëpp mën a bëre combat yi taxaw yëpp ñëpp mën a bëre mbër yëpp mën a bëre ren incha allahu rabbi loolu la ñuy ñaan loolu la ñuy Malick ñu delluwaat ci mesures barrières yi
man foofu lay tëjee. dañ leen delluwaat dimbali suñu bopp. dimbali état bi te xam ne ñëpp la feebar bi song. président Macky Sall sax amu ci pexe. kon nañu respecté mesures barrières yi. nañu discipliné waaw nañu discipliné. anu chinois yi ko njëkk woon tey. ñu ngi wàcc. mais yéegaat nañu sax ñoom yéegaat nañu. waaye ñoom dañu am ànd ak yar. nañ ko ànd ak yar rek. lu ñu sant nañ ko def. ñun ñëpp la metti ci ñun. vraiment loolu lay ñaan sénégalais yëpp. jërëjëf foofu beneen. jërëjëf kon egsi nañu ci cëppaandaw émission bi di jaajëfal Papa Sow di jaajëfal Père Ngagne saison bu neex la ñu war a am moom la ñu fas yéene également am incha allah Papa Sow Siteu Lac de Guiers Eumeu Sène Diène Kaïré Modou Anta Gris 2 Abdou Diouf Franc Tyson 2 Modou Lo Ama Baldé B52 BG2 muy Balla Gaye 2 Boy Niang Tapha Tine Reug Reug Gouye Gui vraiment lii bu ñu ko amee ci saison bi waxuma la corona mais non lépp la ñuy fàtte problème yëpp la ñuy fàtte nañu yàlla def jàmm ci réewum Sénégal ba ñu delluwaat ci suñuy activité merci d'avoir suivi ba lundi incha allah ak beneen champion ci beneen arène sénégalaise.